بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقدوتنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر صلى الله عليه وعلى آله المصابيح الغرار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم mbokki jullit yi mbokki soppe yi ci yàlla ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amat nañ mbégte mu rëy ak kontante ak yëkkatiku ak yokk ci jàkkaarloowaat ak yéen ci silsila waxtaan yi nga xamante ni bis bu nekk ñu am ko te waxtaan yi li ko tax a jóg nekkul lu dul rek jéem a rafetal sunu digganteeg sunu borom ci ndigalam yi ak tereem yi jéem a nekk ay jullit xaqan fas yéene cee dee fas yéene cee dekki jéem a nekk ay rabbaaniyuun piir jéem a nekk ay muhammadiyuun piir te yooyu mënta am fekk dégguñu sunu diine comprendre ñu sunu diine xamuñu sunu diine nag mënuñ ko comprendre mënuñ ko xam fekk dégguñu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin mbokk yi ziar nañ ñëpp baalu nañu àq ñëpp ndokkeel nañ ñëpp ci guddik àjjuma ju tedd ji ju sell ji ziar bi comme niñ koy defee bis bu nekk ñoo ngi koy teg ci loxo sunu papa Abdoul Aziz Dia di ko ziara di ziara mbokkam yi mu bokkal yëpp fa tabarakallahu di leen ñaanal jàmm ak xéewal ak sutura ak teraanga ak sunu kilifa yi nga xamante ni ñoom ñëpp ñii sunuy baay lañu ñii sunuy bàjjen lañu ñii sunuy tante lañu ñii sunuy kilifa lañu te bis bu nekk ñu ñuy déglu moo tax jotaay bi jotaay bu doy waar la sunu bàjjen bu baax ku sell ku set ku bëgg yàlla jeex ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk bëgg Cheikh na Ahmed Tijani nangoo zikkar tur yàlla di jigéen ju sell di ñuy jël exemple ci fonk jëkkëram ak xormal ko ak jàpp ko ak téye ko ak dimbali ko ak di ko toppatoo lu ëpp fukki at ak lu teg di soxna Ndey Faatu Njegen dëkk ca HLM macha allah bis bu nekk mu ñuy suivre moo tax nag ñun toujours obligation la ci ñun tabaarakallahu ñu tegu rek ca la alaaji Muhammad Njegen jàngale woon mooy wax li nga war a wax rek te wax li nga bëgg a wax yàlla nañu yàlla boole dimbali ñoo ngi ziyaara kilifa yi nga xamante ni yëpp bis bu nekk ñu ànd ak ñun ci liggéey bi dama tudd son bàjjen Ndey Faatu rek waaye sang yu bëri kilifa yu bëri dañ ñuy bàyyi xel di ànd ak ñun ci liggéey bi yàlla na yàlla fay leen yiw alhamdulillah mbokk yi démb waxtaan nañu waxtaan wu doy waar ci wàllu mariage te yaakaar naa ni li ma benn soxna su baax wax bi waxtaan wi jeexee mu ne ma sëñ Mor daal fi mu ne nii ba nga paree ci sa waxtaan wi ba pare mu ne ma fi mu ne nii daal ku bëgg lu baax di nga ko def ku bëgg leneen tamit def leneen mu ne ma waaye lu nit defati
yow la neex ndax li ngay wax dafa leer nañ léegi nii bi may jógee ci Serigne Mounirou jarbaatam boobu ñuy wax Cheikh Diop léegi la may wax loolu ne sëñ bi yow li ngay wax dafa leer nañ leer goo xamante ni képp ku bëgg jubal rek mais benn problème doo ko am waaye ku bëgg leneen baa nga bëgg lijjanti leneen baa nga am yeneen yu motivation nag sëñ bi su la neexee nga dëngal waaye mu ne ma lu leer ngay wax waaw te li ngay wax yàlla rek a tax nga koy wax moo tax ñi yàlla saf yëpp dañ koy dégg nangu ko xam ko gëm ko ba noppi nag fas yéene ko jëfe ndax ku jëfe yaa mucc waaw garab kenn du ko jënd ci pharmacie rek wàcc ko sa nekk garab du meuble déedéet garab musta nekk meuble te du ko nekk garab lu ñuy naan la waaw waaraate yi ak waxtaan yi ak njàngale yi ci alxuraan ak sunna yonent bi dama ne ay garab la garab nag ku ko jël da nga koy utiliser da nga koy naan waaw mooy lan déglu waxtaan baax na déglu waaraate baax na déglu jàngale yonent bi baax na déglu jàngale El Hadj Mouhamed Ndiéguène baax na waaye nag li ci gën a am solo mooy nga pratiquer ko nga exploiter ko nga mettre ko en œuvre ndax ci loolu ngay xamee njariñ la dëgg-dëgg kon alhamdulilah mbokk yi ziar nañ leen ñaanal nañ leen jàmm yéen ñëpp ak xéewal ak sutura ak teraanga ak mucc ak yokkute ak yëkkatiku yooyu yëpp ñaanal nañ leen ko ginnaaw loolu tamit ñoo ngi ñaanal waajur yi yàlla bàyyi leen fi waajur yi dund waajur yi jiitu tamit yàlla na yàlla jéggal leen yàlla na yàlla baal leen yàlla na yàlla suturaal leen yàlla na yàlla dajale leen ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waajur yi fi jógee ak mbokk yi fi jógee ku mel ni soxna Mati Guèye di doom ci alxaaji Abdoulahi Guèye ndeysaan yàlla na yàlla yërëm ko yàlla ko yàlla jéggal ku mel ni Thiey Yacine Thioune tabaarakallahu di maam ci ñoom Cheikh Faye moom it yàlla ko yàlla yërëm yàlla ko yàlla jéggal yàlla ko yàlla baal yàlla ko yàlla suturaal Ahmad Bachir Kunta ci diggante bi yàlla ko yàlla yërëm yàlla ko yàlla jéggal yàlla ko yàlla suturaal waaw jullit yi fi faatu ci diggante bi yëpp kenn ku ci nekk ci yéen fa nga toog na nga bàyyi xel ñaanal ñi faatu ci diggante bi yàlla na yàlla yërëm leen jéggal leen baal leen suturaal leen bi jaahi seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ok bismillah kon mbokk yi ñu fàttali démb rek li ñu waxoon daal dem ci temu tay bi démb dañoo waxoon ne alxaaji Mouhamed Ndiéguène radiallahu anhu def na li ñuy wax ci xam-xam istimbaat waaw mooy jël aaya alquran nal xam ngeen nal ci wolof waaw nal ko ba def ci li ñuy wax extraction génne ci ay xam-xam yoo xamante ni kenn du ko mën a dindi waaw ndax xam-xam yooyu ku ko dindi rek dindi nga alquran waaw kay jus aaya yi seevu aaya yi li ñuy wax substrat wu aaya yi baatinu aaya yi la aaya yi ëmb ci biir moom la ñuy bës ba mu génn ñu jox ko jaam ñu jariñoo ko waaw ndax léeg-léeg aaya yi ceeb bu ñorul la il faut que borom xam-xam togg ko aaya yi léeg-léeg ceeb bu ñorul la ceeb bu ñorul kenn du ko yëy kenn du ko dundee waaw da nga koy jox borom xam-xam mu togg ko ba mu ñor nooy nepp boole ci ay légumes boole ci ñeex boole ci xawma lan ak lan su ko defee nga mën koo jariñoo waaw alaaj Mouhamed Ndiéguène nag loolu la ñu defal ci aaya boobu yàlla wax ne at talaaqu marrataani fa imsaakum bi maarufin aw tasrixum bi ixsaanin mu jeex tàkk akay alaaj Mouhamed Ndiéguène amul kenn ku ñu musa ci maye ci saalam boobu amul kenn ku ñu musa maye ci saalam boobu lu dul ne dina wax ne ñi ñuy may ñu góor ñe nañu dem ñu bàyyi xel juróom-ñaari mbir ndax nee na juróom-ñaari mbir yooyu ku ko bàyyi xel yàlla mën na def sa sëy du yëngatu wala su yëngatoo tamit dina dal te dina barkeel te di nga suul sa jëkkër ba sa jëkkër suul la te doo leen ci amee njaboot danañ dund ci lislaam danañ ca yaru danañ am barke danañ am xéewal juróom-ñaari mbir ñu ne ko juróom-ñaari mbir yooyu yan la alaaj Mouhamed Ndiéguène nee na bu njëkk bi mooy ñëpp xam ni sëy jaamu yàlla la allahu akbar sëy jaamu yàlla la kon bànneex ci sëy la bokk doom ci sëy la bokk leneen ci sëy la bokk ak leneen ak leneen ak leneen waaye li jiitu ci xam-xam ci sëy mooy ñu xam ni sëy jaamu yàlla la waaw jaamu yàlla la comme ni julli nekkee jaamu yàlla woor nekkee jaamu yàlla génn azaka nekkee jaamu yàlla leneen lu baax lu ñuy def ci lislaam nekkee jaamu yàlla noonu la sëy nekkee jaamu yàlla ñaareel bi mu ne
yow mi borom kër gi na nga xam laab ak yi tax yi aju ci laab yëpp ba sa borom sa soxna su laal ndox jotee nga wax ko mu jug laal ndox comme ni nga war a laalee ndox sangu janaaba jotee nga ne ko jugal sangu du jàpp jotee nga ne ko jugal jàpp waaye day fekk yow nga xam ko ba mën ko koo tegal xam nga jëkkër ju mënul sangu janaaba xaw ma lu nan lay waxee jabaram jugal sangu janaaba. ñetteelu poñ bi mu ne bul xas mukk say goro waaw bul xas sa goro bu góor bul xas sa goro bu jigéen bul xas sa goro bu jigéen bul xas sa goro bu góor c'est valable pour les deux. ñeenteelu mbir mi mooy sa soxna heure bu la tàggoo pour jëm ci ay mbokkam na nga xam ne ci kër la jóge ku jóge ci kër am na ñu fa bàyyi na fa ay wéyjuram bàyyi na fa ay xew su la tàggoo bàyyi ko mu dem nee na soo amee paas jox ko soo amee yóbbal jox ko nee na yii yëpp tamit du jàppandiwul bàyyi ko mu dem waaye nag nee na su demee tamit bu ñëwee bu ko mere dikkale ko ok ndax nee na sëy boo gis du jëkkër ak jabar ji rek ñooy sëy bi mais ay famille yu ñu boole la kon nag war nga dem ci ñoom it ñuy dem ci yow seen famille yi jaxasoo su ko defee yëf yi gën a baax. juróomeelu poñ bi mooy Alaaji Mouhamed Ndiéguène nee na problème bu am ci diggante bi na ngeen préférer defar ak defaroo ci ñaawoo ak tàggalikoo ak yàqoo ak yàqante ndax ëllëg dafa jar a sédd. juróom benneelu poñ bi Alaaji Mouhamed Ndiéguène nee na ñàkk ci sëy la bokk mën na am rafle mooy ñàkk yére ci sëy la bokk mën na am waaye nee na dóor bokkul ci sëy saaga bokkul ci sëy toroxal bokkul ci sëy nee na jigéen day yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam kenn du leen teral ku dul ku tedd waaye kenn du leen toroxal ku dul ku torox yàlla ñu ci yàlla musal kon ku bëgg a tedd teralal jigéen waaye ku bëgg a toroxalal jigéen. juróom-ñaareelu poñ bi Alaaji Mouhamed Ndiéguène nee na radiyallahu anhu bi ngay bëgg soxna si am na yar boo amoon ak teggin ak neexale yoo daan def nee na du problème amee na nga préféré loolu jaaraat ci yar boobu ak teggin boobu ak neexale yooyu ba problème bi lijjantiku te nee na nga bañ a gaaw privilégié huissier mu ñëw def constat ñu dem tribunal xam nga ni mu ne gàcce ëppul lu ñu takkee ci néegu yàlla tasee ko ci ab tribunal allahu akbar ok juróom-ñaari mbir yaa ngoo yàlla nañu yàlla boole jàppale dama doon rappeler rek pour ñi fekkewuloon waxtaanu démb bi mën a nekk dans le bain nekk au diapason de ce qui se passe donc 7 points yaa ngook yoo nga xamante ni góor gi Alaaji Mouhamed Ndiéguène radiyallahu anhu musul may kenn soxna lu dul fàttali na la ko wax na la ko yóbbante tamit ñeñaan si pour kañu may soxna ñu jox ko message boobu xamal ko ko su ko defee diggante yi dina gën a baax. ok mbokk yi tey nag suñu yàlla dimbalee fas yéene ñoo waxtaanee ay points yu xaw a sensible tuuti waaye yu am solo la yoo xamante ni jullit yi dañ ko war a bàyyi xel ndax comme ni leen ko waxee léeg-léeg di nga gis ay diggante yoo xamante ni dafa yàqu ay sëy yu tas ay mer yu dul jeex ay jooy yu dul jeex ay naqar yu dul jeex fekk ñàkk attention kase la ñàkk bàyyi xel yenn détails yoo xamante ni sunu sang bi di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ko démb depuis le 6e siècle jàngal nañu ko sallallahu alayhi wa sallam ngir ñu bàyyi xel yooyu ndax yooyu ku ko bàyyiwul xel sëñ bi mën ngaa am ay milliards ci biir sëy bi mën nga am ay oto am ay jet privé waaye jàmm du am ci sa sëy ndax day détail la waaye détail yu ama am solo la yàlla nañu yàlla boole dimbali ñun ñëpp bi jaay Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam détail yooyu ñetti poñ kese la benn poñ bu njëkk bi mooy li ñuy wax relation à distance léeg-léeg mbokk yi nga takk sa soxna ndeysaan waaw bi gën a garaaw sax léeg-léeg dañ lay may ku xamante ni bokk leen dëkk bi ngeen nekk da ngay nekk Italie ñu may la jabar Sénégal wala nga nekk Sénégal ñu may la jabar bu nekk France wala nga nekk Sénégal ñu may la jabar bu nekk Amérique kooku kaala léeg-léeg tamit ñu may la jabar joo xamante ni biñ la koy may amoo këyit xamoo kañ ngay ñëw léeg-léeg mu am léeg-léeg
ñu may la jabar joo xamante ni am ngay këyit mais amoo xaalis léeg-léeg ñu may la jabar nga dem Sénégal def fa benn weer ak moom xamanteegu leen miinanteegu leen nga dellu te yow xam nga ni dooy delloo sa wàññeeku du léegi du yomb xam nga ko bu baax léeg-léeg ñu may la jabar ndeysaan mu am doom nga toogaat ay at doo ko mën a gis yëpp ay kaa la waaw ndeysaan léeg-léeg di nga mën a dem moom du mën a ñëw léeg-léeg nga mën a ñëw du mën a dem ndeysaan waaw di nag relation yooyu nag lu jara bàyyi xel la lu jara bàyyi xel la waaw ndax suñ ko bàyyiwul xel rek musiba am waaw mooy yi ma la wax rek am na ci ñoo xamante ni xam nañ sax seen soxna xam nañ seen jëkkër ñu tàggoo am na ñoo xamante ni musuñu ko sax gis far musuñoo séq ak moom dara far waaw foofu yëpp nag yiñ ciy wax mooy nañu bàyyi xel bu baax a baax def attention waaw côté bi may waxee mooy nañu wattu def attention waaw te point bii ma soulever nii mooy relation à distance yi mooy ubbi tamit beneen bunt mooy relation yi nga xamante ni fa tabarakallahu léeg-léeg problème da cay am dinaa ci ñëw léegi incha allahu taala ndax bunt bi ak bunt bi ci topp dañoo am corrélation bu dëgër bu ci nekk li ma bëgg a wax foofu mooy mbokk yi su la yàlla nattoo nga nekk ci àll sa soxna nekk ci réew ma wala nga nekk ci réew ma sa soxna nekk ci àll na nga def attention xam ni sa soxna soosu mooy sa soxna yooyu nga xam ne ku góor kooku mooy sa jëkkër kon jigéen ñi ci des ñëpp te may ñu la leen ñoom ñëpp xaraam nan la waroo cee teg kenn loxo waroo cee wax ak kenn waroo cee kenn jëfante kenn parce que kenn ku ci nekk ci ñoom xaraam na la loolu mooy dëgg li ci des nag def attention dafay am solo parce que léeg-léeg ñu bari ci soxna yi dañuy dugg ci piège yi léeg-léeg góor ñi sax dañuy dugg ci piège yi parce que da nga naan sama soxna ci àll bi naa profité def lu ma neex mën naa am sa soxna gisu la waaye yàlla ngi lay gis mbokk mi waaw yàlla ngi lay gis léeg-léeg moo tax ma koy wax ma ne léeg-léeg nga gis jigéen borom këram nekk àll ñu xëy ni nga ëmb na coow la bari lool man leen dëgg la de ëmb de baaxul bàkkaar la mooy la lu bon la waaye nag attention góor su doon ëmb am na góor ñoo xamante ni suñ doon ñibbisi jóge bitim réew ay conteneur la ñuy indi ci ay doom maa la ko wax waaw kon nag faute bi du góor ñi kase du jigéen ñi kase la ñëpp la ñëppay juum yàlla nañu yàlla boole dimbali bi ci des mooy piège bi mbokk yu bari di dugg kooku piège yu bàkkaar la sa diggante ak sa borom la am na piège yoo xamante ni léeg-léeg sa borom kër day nekk àll wala sa soxna nekk àll ngeen di jéem a nax seen bopp parce que da ngeen di yaakaar ni bànneex yi ngeen doon am soo ko gisaan da ngeen koy jéem a am ci téléphone wala ngeen jéem ko am ci WhatsApp mais àdduna dafa tëradi gis ngeen scandale yi xew yëpp ci àdduna mbokk yi ndeysaan wallahi am na ci ñoo xamante ni ay soxna lañu ay jabari jàmbur lañu pour ba neexal seen jëkkër rek pour bégal seen jëkkër rek tax ñu futteeku summeeku filmer seen bopp bi loolu amee téléphone ba wala audio ba wala vidéo ba rëcc dal ci loxo saay-saay ñu publier ko ci Facebook publier ko ci YouTube sànni ko ci réseaux sociaux yi sa àdduna yàqu waaw te loolu ay piège la waaw te beneen piège bi nga xamante ni moo laxasu ci piège bii ma wax nii mooy di jéem a nax sa bopp ci bànneex ya nga daan am nga bëgg ko am ci téléphone wala nga am ko ci WhatsApp ban piège moo ci nekk mbokk yi mooy lan yow sa borom kër yaay jabaram yow it sa jëkkër mooy sa jëkkër nga wax ko loo xamante ni yëngal nga ay siditam ba amatul sago yëngal nga ko ba amatul benn du sañoon wallahi xolal du sañoon day am avion léegi rek fekk si la
muy ko góor ki muy ko jigéen ki waaw léegi foofu ñaar rek moo fa mën a am kooku lenn rek la mën a def daal di jukk dem jàppi ñëw toog nekk nit wala mu tëdd nekk nit wala bokk ñetteelu kaa bi mooy mu takk ndigam génn dem seet fu mu lijjantee boppam allahu akbar allahu akbar kon yow yaa ngi def loo xamante ni peut-être da nga bëgg a bégal sa jëkkër wala yaa ngi def loo xamante ni pour bégal sa jabar la mais xamal ni am na piège bu ci nekk mooy yow ubbi nga bunt mooy yàlla ci moom te yëgoo ko wallahi góor ñi dañ koy def waxtaan yooyu da leen di yëngal ñu jóg dem wuti beneen jigéen ñi tamit dañ leen koy def wax ak sa jëkkër ba toll foo xamante ni góor goo njëkk a dajeel wala ki sa xel nekk wala sa ancien far bi ca ngay dem lijjanti sa bopp kon tey jii yaa ngi def loolu yaakaar ni da nga koy gérer sa relation à distance soo ko deful yeneen jigéen ñi def ko nangam ak nangam ba sànq sa bopp ubbil sa bopp buntub mooy yàlla ubbil sa jëkkër buntub mooy yàlla ok léegi nag ñu dem lii ma wax nii mën nañ ko continuer di ko wax di ci wax yeneen i wax waaye li may bëgg a wax xam ngeen ko bu baax li ma bëgg a wax daal mooy nañu def très attention ñun ñëpp ñi am ay soxna nekk ci àll nañuy dimbali ko koor nañuy dimbali ko zikkar nañuy dimbali ko tudd yàlla ndax su loolu amul du waxtaan yi xumbee am nu mu demee rek donc ca site pornographique yi ngay mujjee wala nga dem génn seeti sa morom boo bokkal bëgg-bëgg ngeen ànd nekk ci lu yàlla neexul yàlla loolu muy ubbi beneen bunt bi mooy wàllu bànneex waa kay mbokk yi dafa am benn point bu essentiel ci mariage mooy sunu sang bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo jàngal lu doy waar dafa wax ne bu kenn ci yéen àgg ci sa soxna lu dul ni da ngaa jiital ay kàddu yu rafet yu baax waaw maa la ko wax yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam bu kenn ci yéen àgg ci seen soxna comme ni jur gi di def ñëw rek daal di àgg déedéet nee na jiitalal kàddu yu baax jiitalal wax yu baax ok ba nga sentir ne ki nga nekkal pare na su ko defee lor du am gaañ du am kooku mooy premier bi loolu ñu bëri bàyyeetuñ ko xel surtout góor ñi loolu góor ñi la gën a dal dañuy ñëw rek ñoom la leen tax a jóg rek mooy seen bopp ñëw lijjanti seen bopp daal di wëlbati ko tëdd fële puus dem seen yoon fekk yonent jàngal nañu sallallahu alayhi wa sallam ne bànneexu góor ak bànneexu jigéen bokkul niveau bànneex 10 la góor niveau 3 la yam jigéen niveau 7 la yam ñett yi ak 7 yi soo ko boolee muy 10 niveau te jigéen ak góor bokkul góor benn yoon lay jot boppam waaw góor benn yoon lay jot boppam mooy du xësee ba def li ñuy wax ci tubaab éjaculation mais jeex na jigéen mën na jot boppam jotaat boppam mën na ne pourquoi parce que niveau bànneexu ku góor ki ak niveau bànneexu ku jigéen bokkul yooyu il faut que ñu xam ko waa léegi nag li tax may wax lii da ngay gis ñoo xamante ni góor ñoo xamante ni dañuy ñëw rek seen soxna daal di lijjanti seen bopp ci ñaari seconde ñetti seconde dem daal di tëdd ñoom jeex na fekk yow ki nga nekkal jotagul boppam amul bànneex waaw mais lii doo ci dëkkee te lii bu doo dajee jigéen ju bari ay affaire amul kersa mais mën na wax ak yow lijjanti la ne la waaye yow kat nangam ak nangam wan ne la moo ngok mais doo dajee ku borom kersa nag nu muy def day le mu tëdd loolu nag du ko defee benn yoon ñaari yoon ñetti yoon une semaine un mois am na ci ñoo xamante ni dañuy fexe tas sëy bi dem seen yoon parce que dañuy xam ni kii du nit ku baax kii égoïste la te léeg-léeg du égoïsme de léeg-léeg ñàkk xam la xam nga doo jàngoon sunna yonent bi jàngale doo def li mukk du da ngay yow jot sa bànneex rek daal di dem sa yoon déedéet yow même ci biir sëy bi yonent bi daf la jàngal ne la del bàyyi xel ki ngay sëyal léeg-léeg am na nooy doxalee mu yam fa yow nga jot sa bànneex bu ko def teelul defal ndànk ba moom it mu jot boppam loolu c'est très très important parce que lii may wax nii gis nga soo ko bàyyiwul xel ci sa diggante ak sa soxna mais sa soxna fan la koy bàyyi xel
feneen fu mu ko defee mooy yàlla la yow feneen foo ko defee tamit mooy yàlla la te yow lii ma lay wax nii doo ko bàyyee xel sa diggante ak sa soxna jaamu yàlla la tuyaaba la yiw la wax naa ko barki démb ci tuyaaba yi nekk foofu ak yiw yi nekk foofu donc loolu dafa jara bàyyi xel te góor ñu bëri seen yoon nekku ci loolu góor ñi lay gën a dal seen yoon nekku ci dañuy ñëw rek li jënd seen bopp daal di dem lemu tëdd fee xanaa xamoo ni même loolu l'islam daf koy tere sëy ba àggal rek daal di lemu dëddu ko nga nekkal du ngor du diine même bu dul loolu du ngor sax ah ci déedéet loolu nit ku baax du ko def waaw bul faj sa xaajo rek la nga bëgg rek daal di wëlbatiku jël sa mbaaj ji wala jël sa sër daal di puus wëlbatiku fële waaw defal ndànk waaw kay waaw wane ni moo ngoog yow doo opportuniste doo égoïste c'est important te geste la yoo xamante ni jigéen ñi dañ koy bàyyi xel waaw am na ci ñoo xam ne mën nañ ko wax am na ñoo xamante ni nag duñ ko wax ku nekk ak sa bind ak sa yar ak sa kersa donc góor ñi bàyyi leen xel loolu bu baax ci sëy bànneexu gu jigéen bànneexu góor moo gën a yomb a jot ci bànneexu jigéen góor niveau 3 la yam donc 1 2 3 gis nga bu dee jigéen 1 2 3 4 5 6 7 tolloowul de yonent bi jàngal lii de waaw kon bàyyil xel soxna si waaw bàyyi ko xel magum jëmm nga li may wax xam nga ko bàyyi ko xel ok yàlla na ñu yàlla dimbali donc mbokk yi loolu dafay am bi ci des tamit beneen point mooy am na ñoo xamante ni ci sëy ñoom fekk ñoom du ñu amee envie daal la sëy di am xoolal loolu tamit musiba mu rëy la te envie dañ koy séddoo envie ñett la léeg-léeg ku góor ki mooy am envie dafay am yàllaa xam lu tax ku jigéen ki léeg-léeg dafay am envie léeg-léeg yéen ñaar ñëpp da ngeen di am envie waaye léegi nag yow bu dee yow heure boo amee envie rek la ñuy sëy waaw man su ma amee envie sëy du am nga ne damaa sonn wala nangam wala mais sëy boobu couple boobu nan lay amee jàmm du noonu léeg-léeg yaay am envie mais sa morom fekk si la léegi-léegi yow doo am envie mooy am envie yow nga fekk si ko léegi-léegi nga namm ko mu namm la ngeen am envie su boobaa fa lillahi alhamdu fa lay dàqee waaye nag yow fekk yow amoo envie musiba rek ay am kooku musiba la loolu tamit dafa bokk ci li tas sëy yi bokk na ci li yàq sëy yi di yàq diggante yi xam nga am na ñoo xamante ni seen couple seen néeg ñoo koy gérer loolu du yoon déedéet couple bi yéen ñaar la yéen ñaar la te nit ñi bokkuñu tey da ngay nekk sa jour tey da ngay nekk en forme tey nit li yu demee noonu da ngeen di il faut ngeen di comprendre di dégluwante parce que li la dal tey mën na ko dal suba mën na dal keneen ki suba loolu ngeen di def di déggoo di def ndànk di waxtaan di bàyyante xel te am na ci ñoo xamante ni sax daanaka nitu kersa lañu waaye sëñ bi ci bëccëg bi sax la lay commencé di la yónnee ay onde di la yónnee ay message yow war nga ko comprendre xam ko waaye di dof-doflu di kii ci ko xamante ni fu mu ko defee feneen mooy yàlla la fu mu ko defee fu mu ko àndeek yow jaamu yàlla la mais sëñ bi kooku waroo ko bàyyi da nga koy gis léeg-léeg ci góor ñi tamit da ngay gis jigéen joo xamante ni day am jëkkër joo xamante ne xam na ne du mooy du taxawaalu du doxaan du lambar-lambari waaye sëñ bi kooku bu ko xañ sa bopp xam nga ko bu ko def nitu kersa la du fo du caaxaan bu ko xañ sa bopp ah loolu musiba la yooyu yëpp dégg ngeen yi ci yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam jigéen ju def loolu yàlla malaaka yi dañ lay fanaane rëbb ba fajar donc yooyu yëpp du ma ci dugg sax détail yooyu dama leen di wax rek les problèmes ak solution yi li ci des yéen di ngeen ko gëstu ci biir seen i xam-xam ak seen i jàng yàlla nañu yàlla boole dimbali kon wàllu bànneex a ngoog léegi ñu def benn parenthèse bu am solo yàlla moo ñu wax ci alquran déglu leen bu baax li may wax qad aflaha almuminuun alladina hum fi salatihim xaashi'un walladina hum an illagwi mu'ridun walladina hum liddakaati faa'iluun walladina hum ala li furujihim xaafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum gayru malumin ba aaya ba jeex waaw ba aaya ba jeex yàlla dafa wax ne dëgg texe na
ñu ne ko sama borom ñen ñoo taxe mu ne al muminuuna ñi nga xamante ni dañoo bokk ci daayiratul iman dañoo am al imaanu billah dañoo am ngëm la foi ñu ne ko ndax ñooñu rek la mu ne ñooñu seen ngëm moo ngi feeñee ci seen julli te du ñuy julli dañuy teewlu di toroxlu ci kanamu yàlla tabaraka wa taala mu ne ko ñu ne ko ak lan ñu ne ko lan moo leen matérialiser encore mu ne ñooñu fu ñu fekk caaxaan dëddu ko duñu wax caaxaan duñ def caaxaan duñu ànd ak kuy wax caaxaan duñu ànd ak kuy def caaxaan c'est important ani laxwi mu'ridun fu ñu fekk caaxaan dëddu nañu dem nañ seen yoon soo leen di waxee ñàkk fayda ak yu futilité ay doyadi ay yu kenn xamul dañuy dem seen yoon ñu ne ko ndax ñooñu kese la mu ne déedéet ñooñu tamit bokk na ci seen caractéristique mooy ñi texe te ay way gëm mu ne walladina hum li zakati faa'iluun mooy ñi nga xamante ne dañuy joxe azaka fu leen azaka fekk daal ñu joxe ko bu dee sarax ci lan toll ñu saraxe bu dee azaka moom lañ ci lan toll ñu génne azaka bu dee dañuy génne muurum koor ñu génne ko ñoom daal lu ñu war a génne ci lislaam daal dañ koy génne ñu ne ko ñen ñoo ca topp nag mu ne walladina li furujihim walladina hum li furujihim xaafizuun gis nga ak ñi nga xamante ni dañuy sàmm seeni awra laa ilaha illallah mbokk yi aaya bi mooy aaya bi gis nga lii ma leen di wax nii jarul guddal jarul garaawal jarul firi jarul aylu am nañu bëree bëri dañ lay wax ne la waaw cigarette moom kenn gis ko ci alxuraan fu ko yàlla araamale laa ilaha illallah man leen alxuraan kañ lu araamal cigarette rek a ci nekk xanaa yow yaa ko bëgg te gis wala nga dégg nit ne li ñuy wax istimnaa'u ci arab wala li ñuy wax al aada sirriya dinañ ko wax ci arab dinañ ko wax tamit ci wolof mballu dinañ ko wax tamit ci français masturbation am na ñu bëri foofu la ñuy dëggu ne sëñ bi amul fenn fu yàlla teree masturbation ci alquran waaw léeg-léeg sax nga dégg ay ustaas yoo xamante ne doo leen laajee ñun la waaw bu dee soo masturbé woo waaw kay dina tax doo mooy yàlla moo gën ndax nangam déedéet mbokk yi def lu xaraam ak sa njaboot di def lu xaraam taxul nga koy daganal dama ne lii aaya alquran la bu leer nañ yàlla nee na way gëm yi piir te texe war a dem aljanna ëllëg mooy ñi nga xamante ne dañuy sàmm seeni awra waaye yow sëñ bi lii kañ jarul guddal li aaya bii moo araamal fowe sa awra waaw loolu il faut que mu leer ci bopp mbokk yi dama ne aaya bii sóoratu al muminuun aaya 5 xool leen ko yéen ñëpp ubbi leen sóoratul muminuun numéro 23 aaya 5 xool leen ko yàlla moo ngi tagg ñi nga xamante ne dañuy sàmm seen awra il faut mu leer sàmm sa awra nag mooy loolu mooy bañ koo fawe bañ koo fawe bañ a fawe sa awra muy ku góor ki muy ku jigéen ki kay loolu il faut mu leer dafa xaram ustaas yi kay wax naan dafa dagan ñooñu dañ koy jëfandikoo rek loolu moo tax waaye loolu ku jàng tuuti lu mu tuuti da nga xam ne loolu mënul dagan rafetul sax ndax bëggoo kenn bett la ci yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bañ ko laajee luy bàkkaar mu ne loo xamante ni day xoos sa xol mooy tu n'es pas à l'aise quand tu le fais mu ne tamit bëggoo kenn bett la ci déggal ndax kenn ci nit ñi wax naan foye sa awra masturbation dagan na est-ce que bëgg nga kenn ñu bett la nga koy def bëggoo ko est-ce que doo ko defee ba noppi doo rus doo am gàcce kay da ngay torox da ngay xam ni lii du dara mooy li may wax tu prends 1 minute pour le faire et toute ta vie pour regretter loolu nañ ko bàyyi xel sëñ bi daganul nit day sàmm awraam ba nga bàyyi ba yàlla fi mu la wax fi mu la daganal mu dugg fa nga dugal ko fa waaye te yooyu dafa wóorul c'est le monde du plaisir soo xësee ba mos mais di nga dem ba am sa soxna dootu la doy doo def lu dul foo toll yaa ngi sa awra muy ko góor ki muy ko jigéen ki musiba la te dafa am beneen problème bu ci am mooy problème de santé yi ci am
yooyu soo koy def dina dem ba indil la ay problèmes yoo xamante ni waroon da nga dem ba am 70 ans wala 80 ans mu soog laa dal yow du bala nga am 30 ans dina la dal feebar yu bon yoo xamante ni du ma ko tudd fii ndax bëgg yàlla musal ñu ci ñun ñëpp. bi ci des tamit mooy gis nga am na foo xam ne doo fa tollee dootoo ko mën a ñàkk defati da ngay dem ba mel ni mu yàmbaa mel ci yow wala cigarette wala café noonu lay dem ba mel ci yow léegi nooy def ak sa njàpp nooy def ak sa sell te man yu fu mu génnee ci yow da ngaa war a sangu léegi nooy def sa dund foo toll yaa ngi ci sobe sa waay lii musiba la. bi ci des tamit mooy gis nga yàgg def ko nga ko yàgg def génn man yu gis nga du jeexee deret a ci topp su yàggee génn day mujj deret mooy génn te loolu moom su xasee ba am moom c'est fini mooy wane ni vaisseau sanguin yi ci biir ñoo ngay exploser di toj di dagg loolu nag infection yu bari lay indi musiba yu bari lay indi feebar yu bari lay indi yàqal la sa àdduna yàqal la sa lépp donc bàyyi leen ko xel bu baax a baax li may wax nii du ay caaxaan te am na ci ñu bari dañ koy jëfandikoo te ñu bari li tax ñu koy jëfandikoo duñ ñàkk a xam la ak déglu ñu war te déglu am na ay borom xam-xam yoo xamante ni dañuy tuddoo borom xam-xam duñu dara maag ñoo ma yam jànguñu dara li leen neex la ñuy wax li leen arrangé la ñuy wax li arrangé seeni njaboot la ñuy wax donc nag il faut que loolu ñu bàyyi ko xel bu baax mënta dagan fii mënta dagan fee mënta dagan fa ca des dama ne aaya alquran moo ko tere walladina hum li furujihim xaafizuun yàlla nee na moo ngi tagg di màggal di jox cër moom yàlla di kañ moom yàlla di tagg di wax ne ñii dañuy dem aljanna ñu ne ko ñan mu ne ñi nga xamante ni dañuy sàmm seen awra yow kay ki dëkkee fooy sa awra sàmmoo sa awra yow yaa ngi génn lu yaa ngi génne lu xamante ni son borom waxulu nga génne ko loo xamante ni laa ilaha illallah loolu soo gisee nitu yàlla yi ragal fooy sa awra ragal mballu ragal istimna ragal masturbation li tax wëlu yi ragal ko mooy ñoom dañoo am kashfu dañuy gis éjaculation bu nekk la ca nekk ci spermatozoïde nga xamante ni ay milliards la wala ay millions la dégg nga te biir yooyu dañ ciy gis ne am na 124 000 spermatozoïdes yoo xamante ni kenn ku ci nekk moo ngi taxawee ab yonent laa ilaha illallah waaw gis nga ñoom 124 000 yooyu ñooy jàpp su sëy amee normal ñooy jàppandoo dina dem ba ñoom ñëpp dañuy sacrifié wu ngir buux 1000 spermatozoïdes 1000 yooyu ñoom ñëpp dañuy ànd 999 yëpp dañuy ànd ay yonent lañ de ci seen représentativité ak seen représentation kenn ku ci nekk ñoom day buux benn boobu mooy taxaw jëmm Seydina Muhammad mooy taxaw alifu yàlla gi aarifiina billaahi noonu la ñu gisee maniyu noonu lañ koy gisee loolu moo tax ñoom duñ fo waaw lii nag doo àggul ci xam-xam bii tamit yow yamal ci alquran ji xam-xam bii may wax nii doo fa àggul nga am kashfu am maarifa bu la mën a découvrir loolu lii may wax nii loolu ëpp na sa bopp yamal fii yàlla wax yàlla nee na moo ngi tagg ñi nga xamante ni dañuy sàmm seeni awra te kuy foye sa awra sàmmoo sa awra am na yu ci yonent yi wax yu doy waar nee na foog ñooñu di foye seen awra yi yomal xiyaamee seen awra yi day toll ni montagne maa la ko wax de seen awra yi day toll ni montagne ñu koy gëjëgee di yóbbu xam nga loolu signe bu bon la signe toroxte la kon loolu ku koy def mooy safara nga jëm loolu kuy dem àjjana kenn du la yàlla du la toroxale noonu biir yomal xiyaam kon nañ ko bàyyi xel te bu leen déglu ñi leen di wax naan leen lii ak laa di wut ay lay akay yàlla nañu yàlla boole dimbali mu ngoog kon wàllu bànneex loolu mënuñ ci woon a ñàkk a dugg xam nga am na ci loo xamante ni anticipé woon naa ko keroog ci waxtaan wi passé xam nga am na ñoo xamante ni léegi du bànneex sax dañ kumpa la wala vice mbon di roy ay tubaab ak ki jur ak ay film pornographique moo leen di dugal ci ñuy jéem a sëy ci ginnaaw ak yëf yi yu doy waar yooyu te wax naa leen ko gis nga ay affaire jël awra def ci gémmiñ sëy ci ginnaaw mooy sodomi gis nga am na si geste yoo xamante ni billaahi laa la wax foo ko gisee ci góor mu koy defal attention ci moom loolu góor gu wér góor gu set góor gu mat góor à 100% billaahi du ko def maa la ko wax te xanaa xamoon ne homosexualité góor jigéen gi ñuy wax dafa am ay niveau
ay niveau la am na ñoo xamante ni dañuy travesti lañu am na ñoo xamante ni dañuy dem def ay transformation am na ñoo xamante ni dañuy dem def ay opération am na ñoo xamante ni dañoo efféminé am na ñoo xam gis nga ay niveau la am na ñoo xamante ni dañoo am ci tubaab li ñuy wax ay penchant homosexuel mooy am nañ jabar mais ci seen biir doxalin da ngay xam ni ñii setuñu maa la ko wax moo tax yooyu góor gu wér góor gu normal du ko def waaw koo gis muy dugg ci détail yooyu rek seet ko waaw doo gëstoo rek gis ca musiba soo wëree rek di nga gis fu muy doxantu waaw day seeti moromi góoram de maa la ko wax de loolu sëñ bi loolu tegul fenn yow awra nekk fii ngay dem ci ginnaaw moom la yàlla wax ci alxuraan ah loolu musiba la ah musiba la yàlla nañu yàlla boole dimbali kon yooyu laa amoon yu may wax jëme ko ci Thierno Omar ah man pour man yaa ngi ivri kañ nga ñëw waaw baax na incha allah sama tukulóor bi may bokkal li def waxtaan wi la mooy romb noonu Thierno Omar Kane donc il faut faire attention bu ñu topp bànneex yi bu ñu topp coow yi nañu muñ waaw nañu muñ wallahi dara jaru ko ci àdduna nañu muñ te billaahi laa la wax benn mbokk wax na ma ko nee na bi wala dégloo nga njëkk cee waxtaan junj ko mu ne ma wallahi gàcc gi may am duma ko defee ba pare rek ci laa xam ne lii baaxul mu ne ma gàcc gi rek ci laa xam ne lii baaxul waaw yooyu ay doyee di la nañ ci góorgóorlu te ñu wut ci ndimbalu yàlla jar na ñaan billaahi laa la wax jar na di ñaan yàlla jar na di jooy ci kanamu yàlla dimbali ma gindi ma waaw te yooyu nag kaay ma wax leen benn secret bu garaaw kaay ma wax leen benn secret bu garaaw ngeen xam ko yéen ñëpp gis nga ay affaire de masturbation ay affaire de wut bànneex ay affaire de génn sax di moy ji yàlla ay affaire de xawma la ak lan maa ngi leen di xamal ne kenn mënta xëy def ko mbokk yi déedéet gis nga man toujours dama leen koy wax le secret du secret mooy l'entourage la compagnie maa la ko wax fi ngay fréquenter ki ngay fréquenter ñi ngay fréquenter ñooy déterminer sa façon est-ce que dégg nga li ma bëgg a wax tey jii doo tëddee téléphone doo tëddee nelaw woo kenn téléphone kenn woowu la téléphone mën ngaa doo sa xel du dem ci dara mais tey jii doo jëlee sa téléphone bi def ligne yooyu ñuy def seen ligne yooyu ñuy def nga wut xale bu jigéen boo xamante ni baatam dafa neex ci téléphone ndax am na ñoo xamante ni seen baat dafa neex ci téléphone muy waxtaan ak yow pendant 1h30 wala 2h30 wala 3h de temps mais sëñ bi il faut nga yëg sa yaram dara kon man du ma la tere la ngay def ci lu bon de mooy nga du ma la ko tere li ma lay tere mooy waxtaan wu bëri woowu moom laa lay tere bi ci des xoolal tey jii di nga gis koo xamante ni day ñëw seetaan par exemple ab émission à la télévision tëdd jot mu tëdd mais am na film yoo xamante ni doo ko seetaanee mais doo nelaw am na lu muy yee ci yow luy nelaw léegi film yooyu loolu nga gis noonu image yooyu ñu la sànni may la ko taf te dañuy xam ni ñu koy defee mu mel ni affaire bi day dem ba bëgg a commencé am ñu teggi ko waaw gis nga su ko defee yow da nga naan xaaral nga dugg ci internet dal ci film pornographique ci ngay nekk ca ba dootoo mën a téye sa bopp nga daal di jóg soit nga foyee sa bopp wala boog nooy def génn seeti kuy jaay boppam wala sa ancienne ka ma ngoog ka mel ni yow toog di la xaar nga woo ko téléphone ngeen dem lijjanti seen bopp gis nga qu'est-ce que je veux dire par là mooy billaahi ku wootewul téléphone seetaanoo film pornographique dégluwoo ay waxi ñàkk fayda ak waxi doye di yàlla mën na laa dimbali ci caaxaan yi maa ngi leen di wattandil ko leneen tamit lu garaaw mooy musique billaahi musique lu bon la billaahi musique luy indi mooy yàlla la luy indi caaxaan la luy indi dëddu yàlla la waaw maa la ko wax de musique du musique yëpp nag waaye am na ci musique yoo xamante ni moom soo juumee ba déglu ko du la yàlla dimbaliwul nga am doole dina la xiir ci nga fàttaliku yu neex dina la xiir nga fàttaliku ma ngoog ay bërëb ay jamono ay place ay xaal ay taxawaay ay mbir
soo wattul rek nga jël sa téléphone woote dellu ca wala nga duggaat ci internet xool li cëpp da ngay dugg ci piège seytaane. mbokk yi yàlla ñu yàlla boole dimbali yàlla ñu yàlla boole suturaal kon mbóot maa ngoog mo nañ def très attention ndax yii yëpp dafa bokk ci sëy day yàq sëy day defar sëy day yàq sëy day defar sëy waaw yii ma leen di wax nii yëpp day yàq sëy day defar li tax ma wax leen loolu mooy li tax ma privilégié def parenthèse bu rëy bii ci wàllu foye sa awra seetaan film pornographique wut bànneex déglu waxi ñàkk yu doyadi ak waxtaanu téléphone yu yàgg ci koo bëgg ku borom baat bu neex wala ku xamante ne dafa xam waxi saay-saay mën laa yëngal ci téléphone. xam nga lan mooy danger bi gis nga danger bi mooy soo xësee ba dugg ci biir sëy dootoo xam la vie à deux waaw da ngay gëm ne da ngay sëy ak sa jabar benn yoon ñaar wala ak sa jëkkër benn yoon ñaar mais kii daf may sonal rek waaw li nga daan yëg ci bànneex mën nga ko lijjanti sa bopp gis nga pourquoi parce que depuis longtemps depuis yàgg na tàmmoon nga di lijjanti sa bopp waaw su ko defee nag loolu musiba mu rëy la du yàggee da ngay mujj ndeysaan tas sa sëy wala nga fase sa jabar pourquoi parce que da nga naan soxlaatuma ko mais attention loolu musiba mu rëy la moo tax ma dugal ko ci biir waxtaan yi yàlla nañu yàlla boole dimbali yàlla nañu yàlla boole jàppale su ko defee am na ci benn mbokk mu ma laajoon ne ma am ay précision yu ma def ma ne ko yooyu yëpp moo ngi woon sama xel waaye waxtaan dafay toll foo xamante ni da ngay ñëw rek ci l'essentiel su ko defee li ci des nag après ñoom ñiy gëstu ak ñiy déglu ñoom ñoo koy yaatal ci seen biir gëstu ak seen biir xalaat ak seen biir xel lu mel nii fa tabarakallahu condition mariage yi waxtaane woon naa ko xanaa rappel rek la ndax rappel du ñàkk te rappel lu am solo la bokk na ci ne ki ñuy maye warta ëmb waaw loolu daf ci bokk donc loolu am solo la ñu bàyyi ko xel moo tax yooyu yëpp mag ñi dañ ko daan vérifier bu baax bala ñuy takk sëy bi kenn du maye ku ëmb ab ëmb kenn du ci maye ok bi ci des tamit mooy ki ñuy may soxna ku góor ki warta jéggi ñeenti soxna il faut ñu vérifier ko su amee ñeent dafa war a bàyyi keneen soog a dugg su dul loolu xaraam nañu may ko soxna loolu il faut que mu leer ci bopp ñëpp ok donc ak yeneen yi ci des nag ay détails la du ñàkk beneen yoon ñu leeral ko li ci des keroog maa ngi doon expliquer ne détail la mais c'est important parce que tamit soo ko leeralul tamit su ëllëgee jigéen ñi mën nañ cee dëgg indi ay problème wala góor ñi dëgg ci indi ay problème te fekk lu simple la mooy dama wax ne ab sëy jigéen kenn du sëy ak moom su gisee réglam ok jigéen kenn du sëy ak moom su gisee deretu wasinam ok loolu waxoon naa ko ba mu leer waaw qu'est-ce que je veux dire par là c'est-à-dire que dañuy wax ne règle déglu leen bu baax du passé fukki fan ak juróom su jéggee 15 jours rek nekkatul règle feebar la su boobaa borom règle yooyu loolu muy gis nekkatul règle kon day dem jàpp ji julli ji ànd ak borom këram yooyu ay précision la bu dee tamit ki gis deret wasinam c'est la même chose su deret ja dakkee lépp lu ko xaraamoon dagan na ko te loolu li koy expliquer ci fiqh lu simple la mooy lépp li nga xamante ni dañ ko tere woon démb ci charia daganaan na ci moom lu mel ni julli dañuy laaj ci moom waxtu wu jot rek mu defarwaat fomp ba set julli waxtoom kon tamit ni ko loolu daganee noonu la ko leneen daganee ci digganteem ak borom këram loolu dafa am ay mbokk yu ma ko doon laaj ma ne woon dinaa ko leeralal préciser ko ngir kenn bañ cee juum góor ñi bañ cee juum waaye jigéen ñi tamit bañ cee juum kon mbokk yi tey yooyu la ñu indi woon pour ñu bokk ko échanger ci waxtaan ci ñaanalante ci waxante ci ay kàddu
yoo xamante ni kenn ku nekk ci ñun mën nañoo defaral suñu àdduna defaral ñu suñu àllaaxira bu njëkk bi mooy relation à distance wax naa ko kenn ku nekk ci ñun war naa bàyyi xel loolu di utiliser ragal yàlla ak bàyyi xel yàlla ak topp yàlla séddi yàlla ba sunu soxna yi du nekkee àll wala ñun sunu jëkkër yi tamit du nekkee àll ñu mën a seet nu ñu doxalanteeg ñoom te bañ a dugg dara ci lu yàlla bëggul bàyyi leen xel ñoo ngi muñ toog di ñu xaar ñu nit nañ muñ xaar leen bi ci des mooy ñu def attention ndax léeg-léeg jéem a bëggal sa jabar wala jéem a bëggal sa jëkkër dama ne tas na ay diggante yu rëy yàq na ay vie yu rëy indi na ay problèmes yu kenn mënta expliquer ci kaw suuf vidéo yaa ngi ci Facebook bi mu ngi ci YouTube bi mu ngi ci internet bi te ñooñu mën naa am na ñoo xamante ni ñoom dañ doon caay-caay rek di doye di ay seeni faralaak yooyu mais am na ci ñoo xamante ni seeni jëkkër lañu seeni jabar lañu ñoom lañ doon jéem a bégal yëf yi dal ci loxoy saay-saay téléphone ba réer wala ñu sàcc ko wala mu wadd ndeysaan ñu jël vidéo ya jaay ko à 50 000 francs à 25 000 francs yàq dund nit ki sëyam doxe ja tas moo tax def leen très attention te yooyu noonu dama ne day jur ay musiba mi njëkk a jur mooy yow yëngal nga sa jabar baa nga yëngal sa jëkkër li muy def mooy fooye boppam wala mu jóg dem tëddi wala mu jóg dem sangu wala mu jàppi wàcce bopp ki nekk nit wala mu jóg daal dem seeti moromam dem lijjanti boppam su ko defee ëmb mën na caa juddoo yow it mën nga caa doxee ëmbal musiba am waaw kay loolu mooy mbir mi li ci des tamit waxtaane nañ ko ne sama borom ci boppam te borom bi tabaraka wa taala moo xaraamal ñuy fooy suñuy awra moo ko xaraamal te aaya alquran la suratul muminuuna mooy surat 23 aaya 5 dem leen ja walladina hum li furujihim xaafizun yàllaa ngi wax ne ñiy texe ëllëg di dugg aljanna mooy ñiy sàmm seeni awra sàmm seen awra nag la ci jiitu mooy bañ koo fooye loolu jarul guddal jarul yéexal jarul gàttal loolu rek la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko fooyekatu awra yëpp di yomal xiyaamee seen awra yi day toll ni montagne am nañu yàlla suturaal ñun ñëpp waaw moo tax fa tabarakallahu lu bon la yonent nee na sallallahu alayhi wasallam bàkkaar daal mooy loo xamante ni soo koy def sa xel du daal te bëggoo kenn bett la ca jeex na ma ngoog benn mbokk mu baax wax na ma ko mu ne ma gàcce gi ngay am rek soo ko defee ba pare rek mooy wane ni lii du lu mënta dagan waaw mënta dagan kon nag ñu koy def nañ ko bàyyi waaw ñu ko daan def nañ tuubal yàlla jégalu ko baalu ko te bañ koo defati ba faw waaw préféré di muñ préféré di woor préféré di tudd yàlla préféré di zikkar que di foye seen bopp kooku musiba mu rëy la yàlla ñu yàlla boole dimbali jaay seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam li ci des tamit bàyyi woon nañ xel ne góor ñi nañuy bàyyi xel soxna yi ci sëy ndax yonent nee na bànneexu góor bu jigéen bokkul góor moo gën a gaaw a jot boppam donc nag jot sa bopp bu mu tax nga fàtte ki nga nekkal bàyyi ko xel bu baax ba yow ni ngay bànneexoo moom it mu am bànneex ndax loolu tamit day dëgëral sëy da koy barkeelal yàlla nañu yàlla boole dimbali bi ci des tamit ay précision la yoo xamante ni moom lañ doon joxe jëmee ko ci wàllu mariage nit ko ëmb kenn du ko maye loolu wax nañ ko ba mu leer nañ waaye tamit ku jéggi ku am ñeent jabar kenn du ko may jëkkër kenn du ko may jabar loolu tamit ay leeral la yu am solo yuñ ma laaj ñu waroon koo leeral yi ci des tamit mooy bi ma waxee ci waxtaan wi ne xaram na ci góor mu sëy soxnaam du gisee réglam am nay exception yooyu nag il faut ñu préciser ko mooy su feebaree te du boobaa nag sax wax dëgg yàlla terme feebar dugg na kon nag da nga war a ànd ak moom noppal ko sax ànd ak moom yóbbu hôpital lijjanti ko ba mu faju ba wér ndax règle du passé 15 jours feebar la deretu wasin du passé 60 jours feebar la ndax yooyu yëpp du jéggi règle du jéggi 15 jours
waaye tamit deret wasin du jéggi 60 jours donc li ci gën a tuuti 15 la maximum bi 15 la fait maximum bi 60 la du ko defee leneen lu amaat da ngay xam ni wéradi la su boobaa nag lépp lu la daganoon lépp lu la araamoon da lay dagan bokk na ci nag la la dagan mooy sa borom kër ak la nga war a seq ak moom yëpp yàlla nañu yàlla boole dimbali yàlla nañu yàlla boole jàppale kon ni ma ko daan waxee incha allahu taala su leen neexee mën ngeen a dugg fa tabarakallahu intervenir poser seeni question wax seen xalaat tamit ci thème tey bi mooy relation à distance plaisir ci couple ak yenn sew-sew yi nga xamante ni moom lañ indi woon ngir partager ko ak yéen ngir kenn ku nekk ci ñun gën a bàyyi xel sëy gën a bàyyi xel tëralin yi ñu ci yàlla jàngal gën a bàyyi xel tëralin yi ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jàngal ndax ab jullit warul def dara warul doxal dara warul yëkkati dara warul bàyyi dara lu dul ne daf ca war a bàyyi xel ndigalu yàlla jàngale yàlla orientation yàlla subhanahu wa taala jëlee ko ci jàngale sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam tasliman kathiran daiman abadan ila yawmi ddin kon mbokk yi waxtaan waa ngoog thème yaa ngoog sew-sew yaa ngoog tabarakallahu ñun ñëpp ñu war a góorgóorlu ci loolu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax bañ ko sàggane xam ni sëy bu barkeel sëy bu jaar ci yoon sëy bu tegu ci yoon buntu la ci barkeeb adduna ak barke àllaaxira ñi ngeen dégg ñëpp ñu leen di màggal ñi leen di jox cër di leen respecté di leen sukkal di leen raamal di leen jox teraanga di leen jox addiya di leen jox alal wallahi suñ leen waxoon la seen ndeyee daj doo leen ko sax gëm da ngeen naan ay lépp la ndax métit ya douleur ya souffrance ya xoqatal ya tiit ya ragal ya jaaxle ya problème ya métital ya métit ya yëpp ñu ngar daajoo ko rek yenu ko rek téye ko rek muñ rek góorgóorlu rek waaw ndeysaan ba tey jii moo leen jox doom yu baax yi ñu am waaw kay doom yu baax yi ñu am doom yu sell yi ñu am doom yu yiw yi ñu am doom yu nit yàlla yi ñu am yi nga xamante ni tey jii ñëpp a ngi leen di ndamoo fii ci Sénégal ñoo ngi leen di ndamoo ci Afrique ñoo ngi leen di ndamoo ci Europe ñoo ngi leen di ndamoo ci Océanie ñoo ngi leen di ndamoo ci Asie loolu li ko waral mooy jéem a góorgóorlu ci yàlla jéem a góorgóorlu ci lu baax jéem a góorgóorlu ci yiw jéem a góorgóorlu ci siraatal mustaqim ok su ko defee yooyu mooy mbóot mi waaw léegi nag barki démb bi ma waxtaanee ñeenti poñ yi juróom-ñaari poñ yi juróom-ñaari secret yi juróom-ñaari clé yi alaaj Mouhamed Ndiéguène joxe ngir nit ki réussir mariage am ñetteelu poñ bi moo nekkoon ne su xewlee na nga ko bàyyi mu dem ci ay mbokkam pourquoi parce que man mii maa leen waxoon ne leen le mariage c'est une alliance entre deux familles waaw mooy nit ki dafa bokk ak dafa am fu mu juddoo dafa am fu mu yoroo dafa am fu mu jaar ba noppi soog a ñëw ci say loxo moo tax góor gi wax ne sa soxna du bëggee dem ci xew bàyyi ko mu dem waaw parce que budul yàq sa digganteeg ay waajuram démb bi ma waxee loolu am na ku ma ko laaj ma ne ko waaw ma ne ko nit soo nekkee ak moom nga bëgg koo tere ay waajuram bëgg koo tere yaayam bëgg koo tere papaam waaw ma ne yow léegi sa jabar doo ko fase fan la jëm ndax sa yow mi ko fase yow mu góor mi sa kër papa lay dem wala sa kër yaay déedéet kër papaam la jëm wala kër yaayam du papaam ak yaayam nekk ñu fa mu dem kër lan kër frère am wala kër nijaayam ay mbokkam lay seeti kooku nag kon waroo ko tàggale ak moom loolu tamit maa ngi leen di xamal ne bokk na ci yi tax sëy yëpp yi tax sëy yi du toog bokk na ci mooy sëy boo xamante ni sëy waajur ànduñ ca waaw day tas surtout sunu Sénégal gee waajur yi sëy bu ñu àndul ñoo koy tasal seen bopp fa ñuy jaar nag doo ko xam maa la ko wax te am na yoo xamante ni ci àdduna tamit dara jaru ko ay bànneex ak ay mbëggeel ak ay xawma la nag yooyu yëpp am na waaye dafa am fu mu yem te am àdduna def tëradi sëñ bi jabar du taxee nga bàyyi sa ndey wala nga bàyyi sa baay loolu wóor na waaye diggante bi nga koy bàyyee ku la wax ne sa papa du dee ci diggante bi ku la wax ne sa yaay du dee
nga ñoom ñu yóbbaale mer ci yow yóbbaale tàggali ko ak yow fooy jaar ba lijjanti loolu jigéen jaru ko góor jaru ko yow miy góor jaru ko jigéen jaru ko yow miy jigéen góor jaru ko waaw parce que sëy waajur yee koy téye de waaw sëy waajur yee koy téye loolu tamit bàyyi leen ko xel bu baax a baax a baax a baax waaw nit ku nekk mën nga am koo bëgg mën nga am koo nopp mën nga am ko xaw ma lan ak lan waaye nag del déglu say waajur parce que say waajur li ñu xamoo ko fa ñu jaar jaaroo fa liñ fekke ci histoire fekke woo ko waaye di jéem a tubaablu naan ah elle a fait sa vie man je fais ma vie ah bismillah yàgg-yàgg da ngay ñibbisi parce que même bu dee am nga fa loo mënti am tamit sëy bi day mujj tas waaw te du tasee tamit da ngay dellu si soo dajeeg ñenn ñi ñu téyewaat la am na ñoo xamante ne du la téye waaw dañ lay bàyyi ak sa bopp suñ bi fekk am nga fay doom sa àdduna yàqu na ah te am na ci ñoo xamante ni duñu dara jaruñu dara ah doo dëddoo say wéyjur dëddu sa papa ak sa yaay dëddu say mbokk dem ànd ak ñoom ci début bi rek la lay téye de bi ngay jekk di nice waaw bi ngay jekk di normal fresh ah ci lan lay téye soo commencé màgget ñu sànni la fa dem wuti keneen doo ci mën dara waaw moment bi ngay regretter nag fekk na c'est trop tard waaw donc nag loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax mbokk yi nañ ko bàyyi xel bu baax waaw nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ba dëgg la ku nekk am nga koo mën a bëgg ku nekk am nga koo jàpp ni moom nga war a moom mooy sa sëriñ moom nga war a takk moom la war a ku nekk daal am nga ko bëgg am nga foo bokk waaw am nga ci loo kii waaye nag bàyyil xel say wéjur bul topp sa xol bul topp sa bëgg-bëgg bul topp sa deret ju tàng bul topp sa jeunesse bul topp sa taar bul topp façon wax yi nit ñi di wax waaw nit mbëggeel xaw ma lan kii yooyu yëpp ay caaxaar la dara taxaw ci waaw déglul say wéjur ndax doom ndeyam du ko dugal ci mukk ci lu bon bàyyi du ko dugal mukk ci lu bon waaw mën nañoo juuma nit mën na juum parce que nul n'est parfait waaye nag il y a un minimum loolu na ngeen ko bàyyi xel bu baax parce que loolu tamit bokk na ci point essentiel yi nga xamante ni mooy tax sëy yi di gaaw a tas di gaaw a yàqu waaw ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala nag mu gindil ñu boppam dimbalil ñu boppam jàppaleel ñu boppam ubbil ñu boppam jubale ñoog suñuy wéyjur jubale ñoog suñu soxna jubale ñoog suñu mbokk defar suñu zahir ak suñu baatin defar suñu guddi ak suñu bëccëg musal ñu ci lépp luy làmmiñ ak cat ak musiba ak balaa ak ndok kenn ku ci nekk li ngay sàkk yàlla teg ko sa loxo li nga ragal yàlla boo ko seen ci àdduna yàlla boo ko seen ci àllaaxira yàlla boo ko seen ci zaahir yàlla boo ko seen ci baatin bi jaahi saydina wa nabina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam su ko defee mbokk yi ñi bëgg a dugg ñëpp mën nañoo dugg au moins ñu jël ñaar wala ñett incha allah su ko defee ñu soog a ñaan képp ku bëgg a dugg mën nga woote joxe sa xalaat joxe sa participation poser sa question ñun ñëpp ñu bokk échanger comme ni ma ko waxee mbir mi échange rek la waxtaan la te thèmes yi dafa nekk ay thèmes yoo xamante ni lu ñu war a waxtaane la ci suñu biir échanger ko jokkalante ko tasaare ko gis naa ñu bëri noonu la ñuy def heure bu ñu waxtaan wi jàllee ñu jël ko seen képp ku ñu yaakaar ne seen mbokk la ku ko war a jëriñoo rek ci ko jege ku sori ñu yónnee la ko wax la ko jox la ko xamal la ko ne la yëf yaa ngoog déglul te heure ku ci déglu rek macha allah daal di bég kontaan am yaakaar am xalaat mu ubbil la ay gis-gis yu yaatu ci sa dund sa digganteeg sa borom sa digganteeg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa digganteeg l'islam sa digganteeg say morom yi jaam te loolu kese moom lañ ci sàkku moom lañ ci bëgg moom lañ ci wut mooy nit ñëpp bokk texe bokk mucc àdduna ak àllaaxira yàlla nañu yàlla boole dimbali ñun ñëpp yàlla nañu yàlla boole jox suñu càkkutéef yàlla jox ñu suñu càkkutéef dàqal ñu li ñu ragal ci zahir ci baatin Haaj Maxtaar moo ngi jéem a dugg ba tey sëñ Omar Dukaara moom it mu ngi doon jéem a dugg waaye yéen ñëpp ñeneen ñi tamit ñuy suivre ñëpp kenn ku ci nekk am nga droit dugg woote si icône bi icône woote bi su nekkee ci sa loxo rek sa téléphone mën nga jéem a dugg participer wax sa xalaat wax fa tabarakallahu li nga waaw li nga wax li nga bëgg a wax bu dee question la bu dee
remarque la bu dee critique la bu dee observation la ñun ñëpp ñu bokk ko muy suñu njariñ ñun ñëpp àdduna ak àllaaxira yàlla nañu yàlla boole dimbale ñun ñëpp boole ñu jàppale bi jaay Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. kon mbokk yi tey loolu lañ leen indiloon ci wàllu sëy ci ay détails yu sew yoo xamante ne yu am solo la incha allahu taala dañ koy continuer nag dañ koy continuer ba point yi yëpp mat ci biir mariage ba ci doom yi ni leen war a yaree ma ngoog éducation bi façon boobu noonu yooyu yëpp waaye tey dañoo far yi dañ ne woon nañ jël yi gën a sensible ñu gën a raar ñu waxtaane ko kenn ku ci nekk mën caa far mën caa jël loo xamante ni dina la dimbali fii ci àdduna ñi am soxna ba noppi mu dimbali leen bu baax ñi amagul soxna tamit te ñu ëpp ci gars yi ñoom it ñu préparé wu waaj bu baax xam-xam yi yëpp ñu jël ko téye ko seeni loxo góor ñi ak jigéen ñi waaw kay su ko defee du ëllëgee du sëy dikkee mais day tax duñu moy duñu def lu bon parce que am na ñoo xamante ni ñoo ngi am jëkkër ba noppi ci biir sëy bi di def loo xamante ni bàkkaar la loolu musiba bu rëy la loolu musiba bu rëy la waaw Hadj Makhtar xam naa ni connexion bi moo xaw a doy waar foofu comme d'habitude ci yéen waaw waaye Hadj Omar Kane ngi jéem a dugg macha allah tey connexion bi xam naa ni moo xaw a faible tuuti moo xaw a faible léeg-léeg noonu lay demee waaw connexion bi mooy faible waaye nag xol yi moom du tàggoo connexion xol yi du tàggoo waaw mucc rek waaw ku ko defee rek ku parce que li ñuy wax du suñuy waxi yàlla la waxi yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam waxi gaa yu baax yi la waaw ñun duñ ci dara ñun dañ defuñu lu dul jot li mais nag jot li bu leer lay doon waaw jot li boo xamante ni ku ko dégg di nga xam ni lii xaqiqa la dëgg la du caaxaan daray fo amu ci daray caaxaan amu ci lépp mbiru yàlla la lépp mbiru yàlla la waaw loolu moo ci am solo loolu moo ci am solo waaw loolu moo ci am solo Hadj Makhtar Mbaye bismillah waaw ku ko ci def mucc mariage bu neex ngay am waaw couple bu neex ngay am bu heureux waaw bu am jàmm boo xamante ni ku leen gis envie leen bëgg a mel ni yéen waaw mais nag soo bëggee def lu la neex sëye nu mu la neexee doxale nu mu la neexee bëgg am li gaa yu baax yi daan am àgg fañ àgg yor lañu yor loolu mënul nekk c'est pas possible on ne récolte que ce que l'on a semé waaw nit ku nekk li nga ji bay ko moom ngay góob waaw moom ngay góob de maa la ko wax waaw moom ngay góob de waaw bismillah Cheikh Omar salaamaaleykum. waaleykum salaam bismillah yow la ñëpp déglu ñoo ngi ziar bu baax a baax Serigne. yàlla ziara am mbégte kontaan dagaat si suñu jógu xam-xam gi nga xamante ni ba tey ñoo ngi ci voyagé. mu mel ni démb bëggoon nañ dugg daal di connexion bi neexul woon. effectivement waaw ñoo ngi woon ci benn point boo xamante ni bëggoon nañ ci éclaircir ou bien jox si ay contribution wala demande si. bismillah waaw muy les non-dits avant le mariage. waaw parce que suñu société sénégalaise loolu dafa bëri lu mu ci am mariage bi les non-dits parce que avant mariage peut-être yow di nga gis nga bëgganteel peut-être gis nga ay jukko yoo xamante ni neex na la ci moom wala mel na benn taar boo xamante ni neex na la nga ni il faut que ma précipité wu takk ko balaa sama benn moromu góor di ko gis di ko takk may ñàkk wala bu fekkee ku jigéen ki mën na gis ay avantages yoo xamante ni ko góor ki mën na ko apporter ci àdduna mu ne xaaral ma précipité wu mu takk ma balaa ma koy ñàkk.
école boobaa dina am temps boo xamante ni dinañu waxtaan ba am benn consensus wala ku nekk xam moromam ban niveau social la nekk wala ban genre nit la am jikko mi dëgg-dëgg ba mën a engagé wu si mariage boobu noonu te loolu lu muy indi mooy ay conséquences bi du nekk lu dul divorce précoce. kon du divorce précoce. mu naan ah moom bu yàgg ko 3 mois la ko def wala 6 mois wala 1 an. et que loolu doon na ay musiba yoo xamante ni waaw joxe nga solution yi yàlla ñu yàlla may dégg ak trop. aussi même chose si mooy précipitation yi puisque du nooy léegi si lu ñuy gis mooy dañuy gaaw précipité wu gaaw a may sa doom may kut nga may ko mu gaaw a génn say responsabilités puisque une fois mu nekk si kër gi yow tu crois que ni dafa nekk charge bu yow ak yenn vie yu ñuy dund yi wala ngay bañ sax beneen gàllankoor ñëw si ak dëkk bi nu mu mel nu mu doy waar da ngay gaaw a livré wu maye ko te doo xool bu baax conséquences yi am précipitation boobu noonu day indi yeneen gàllankoor te en général bu fekkee ku jigéen ki la day tuuti ci biir néegu sëyam puisque du bëgg a divorcer puisque sa waajuram moo ko maye wala moom moo ci dugg boobaa dafay am problème loolu ngir génn si day dund ak souffrance di ànd ak moom di dund ak souffrance ba xëy exploser sa xolam rek demande mariage dem loolu tamit musiba la. yaa couple li puisque da ngay gis nit bu takkee soxna rek dana arma dem wuti sama appartement bu wutee appartement doo xam ku góor ki doo xam ni mu daan dund nga ñëw foofu mu am condition yu la tegal te yooyu bu fekkee ni xamoo ko woon ci moom te yow loolu satisfaire la di ngeen reyante ci biir kër gi ba bëgg a dee ba mu yegg ak yow foo xamante ni doo def lu dul demande divorce te loolu musiba la te dafa xew suñu jamono bi moo tax ñu war a encourager yaa ngi ko doon wax mooy vie au foyer nga xamante ni da ngay gis papa ak yaay ak doom nga xamante ni problème bu amee papa ji dina mën a intervenir wax wala yaay ji dina mën a intervenir wax wala mag dina mën a intervenir wax ba lépp doon le stable loolu aussi defoon nañ remarque boobu noonu en plus cela wax nga ko sànq si fin bi yaa ngi ko doon dund mooy relation réseaux sociaux yi. mu ëpp puisque réseaux sociaux dafa grave puisque yow li ngay gis si réseaux sociaux yi dund boobu noonu c'est une vie du moins boo xamante ni c'est virtuel. C'est pas loo xamante ni lu réel voilà du lu dëggu virtuel c'est maquillé puisque yow nit ki day dem benn lieu photo bu baax def fa benn cinéma bu baax nga foog ni c'est ça sa vie or c'est archi faux loolu juste lu nu maquillé la nga ne ah kii di mi ngi dund wala nga gis ko oto jàmm taxaw mu dem wéer ci photo si nga ne ah moom de yor na liggéey bu baax wala am na oto tu vois yooyu noonu dafa am impact bu rëy te en plus de cela réseaux sociaux yi yow nit ki en face doo gisanteeg moom yaa ngi koy audio yaa ngi koy wax doo xam ni kii lu mu lay wax du dëgg nit une fois nga nekk ak moom nii en face bi wax di nga xam ne li muy wax dëgg la wala du dëgg di nga détecter mensonge yoo xamante ni mooy feeñ ci kanamam mais une fois avec les audios doo xam li muy wax dëgg la wala du dëgg puisque doo ko sentir doo ko détecter. moo tax loolu dafa bëri si fi mu nekk nii te noonu lañuy def ba nax la takk la te buñ la takkee indi la duñ la jox sax loo xamante ni mënu suukar café wala yu demee noonu ak ñàkk convention aussi bu ci am puisque loolu dafa doy waar parce que mën nga am nga loolu si doon xaar dana ko si biir convention yi du demee noonu parce que mariage aussi dafa am consensus am ay convention yoo xamante ni dañ ko war a tëral lépp lalu ci kaw l'islam
loolu aussi defoon nañ ci remarque ak ñàkk respecté charte yi l'islam teg ci mariage nga xamante ni danga koo bàyyi carrément dem embrasser d'autres réalités mooy yooyu réalité dentale yi nga xamante ni musiba kese la mu nekk benn dichotomie boo xamante ni doy na wax bëri si suñu jamono ji mu nekk nii du ñuy favoriser nu mu tudd vie de couple yi di daal di bàyyi vie au foyer yi di ko défavoriser loolu bëggoon na si aussi mu ngi ay éclaircissement puisque li mu nekk nii moo si bëri moo tax 2-3 mois ci am na problème bu am solo sëriñ. waaw bismillah. mooy wàllum diw fee la bokk si askan bee la bokk wala diw ki yor nag yorul wala diw ñoom de yaayam am na lu mu fi defoon wala baayam am na lu mu fi def mën a jël si ñoom loolu erreur bu rëy la loolu aussi waroon nañ ci indi ay leeral yu naan bu leen takk si ñoom te ñëpp benn nanu ñu ñëpp si aadama ak awa nañu soqeekoo te nit boo daggee deretu mu sotti doo si gis ni deretu diw la wala deretu laa la lépp sang rouge lay doon globule blanc globule rouge moo ciy nekk loolu aussi dafa doon lu bëri ak nit yor na du ma sëy moom sëy je pense que ni suñu yaay Aïcha waaw ba muy moo ëppoon yeneen ci biir xaalis mu ànd si sutura mu amal ko ay doom yoo xamante ni ñëpp àdduna bi ñëpp naw leen kon je pense que ni loolu aussi war nañ ci indiwaat ay éclaircissement man daal lu ma xalaat mooy sëy doonu lu dul responsabilité ak sacrifice boo xamante ni moo doon suñu devise nu indiwaat muy responsabilité ak sacrifice responsabilité nga xam yow la moo la ci war lan nga ci war a def ak lan nga ci war a bañ a def sacrifice bi nag mooy lu mu munu këram du ko fa fekk lu mu munul si biir këram du ko fa fekk muñ ci biir këram moo tax yàlla jël ay barke def ko si ay doomam nu daal di màgg incha allah dina ko jël daal di màgg barke yooyu topp leen ba faw te tolérance bi aussi da ci war a am dañ si war a am tolérance bu baax a baax ak doon wax ñu am tolérance ci góor am jigéen bi ci góor bi am tolérance ci jigéen bi ci jigéen bi aussi am tolérance ci góor bi puisque si biir seen biir nu mu tudd labante bu ñuy labal bu ñuy bëggante boog dafay am tolérance puisque yow bëgg nga bëggoo mu mere la te bëgg nga aussi mu doon sa soxna wala mu doon sa jëkkër dafay am tolérance te yow boo ko takkee du am tolérance loolu moom jaaxal na ma trop bëggoon naa aussi nga si ay équipe yoo xamante ni ñu jàngataat si bu baax a baax aussi jàpp nañu couple ab c'est juste des complémentarités on se complète nit ku nekk am na défaut mais da ngay xool sa défaut morom nga jël ko nga def ko lu positif daal di xool noo koy gérer ba mu doon lu positif au lieu nga bàyyi ko mu nekk lu négatif rek du ko si ŋàññ je pense que loolu noonu du am fenn foo xamante ni dina fa àgg waaw tey si thème bi déglu nañu am na quelque chose yu ñu siy indi par rapport ak loo xamante ni jàng nañu ko mooy parlant de masturbation au niveau des hommes puisque loolu yaa ngi koy wax mais problème bu garaaw a garaaw lay indi ci bu ñu jot a jàng mooy góor boo xamante ni ni ñuy masturbé bi mu koy def à maintes reprises day dem ba xamante ni dafay éjaculation précoce
léegi nga doon wax sànq dafay gaaw a jot bànneex te loolu noonu fooyee sa bopp day tax loolu koy def di fooyee sa bopp soxna dem même que bu fekkee xale bu jigéen bi la moo koy jot boppam loolu problème bu rëy la puisque mën na wax ni man ndaw laa mais di fooyee boppam loolu noonu day tax day ñàkk virginité nu mu koy ñàkkee mooy à forte reprise muy fooyee boppam bay jot boppam dafay am lu ñuy wax sécrétion moo si am day tax comment dirais-je nu mu tudd virginité bi da koy ñàkk de ñuy dem au fur et à mesure da koy ñàkk ba bu day wóor ni moom des na si moom or loolu jóge na si moom bu yàgg lu muy fooyee boppam bëgg mu rafet rek waaye bu làmminam leerul olof gi li yàlla xam doy na mi ngo ñoo ngi jégluwaat bu baax a baax yooyu nu amoon lu nu am nu rapporté waaw xam nga Omar bala ngay dem waaw man dama ne xam nga wolof dafa garaaw man langue bu ma ragal la waaw xam nga masturbation ci wolof terme bi nga xamante ni mooy bi gën a baax moom la ñuy wax mballu waaye gis nga ñun niñ koy expliquer tey jii su ma la waxoon ne la lan mooy masturbation da nga naan ma foowee sa bopp waaw mais loolu terme bi rek wane ne lii baaxul parce que yow nit sax du lay jéem a kangetloo di la jéem a déshonoré wala ñàkkal fayda da nga naan ko lan sooy bu ma foowee sooy bu ma fontoo bu ma fooyee sëñ bi sa morom waroo maa fooyee gis nga man duma sa morom waroo maa fooyee gis nga kon fooyee sa bopp boobu terme boobu rek mooy wane ni loolu musiba rek mooy wane ni loolu musiba la kon yaa ngi fooyee sa bopp yaa ngi nax sa bopp yaa ngi gaañ sa bopp yaa ngi dugal sa bopp ci loo xamante ni su la yàlla dimbalul daal mën ngaa gaañ loolu rek laa yaa koy dóor sa bopp waaw loolu rek laa la doon dolli ci loolu nga wax noonu bismillah Omar waaw yëf yi dafa daggoon bu ngay expliquer waaw loolu laa doon bëgg a wax rek ma ne terme bi rek loolu laa doon bëgg a wax rek ma ne rek doon sëkk bëggul kenn bëggul ku la fooye kon kañu war a fooye sa bopp yow it jeex na mi nga waaw point yooyu ñu indoon rek doon si éclaircir macha allah loolu nu bëggoon moom nu contribution bi am na solo Omar riche na di jéglu baax tamit si comme ni nga koy waxee rek lu ci dëng suñu bàkkaar mooy feeñ noonu lu si jub seen njàngat yu kese nañuy jëlaat di wax seen mbaax la ak sutura yonent bi ak yàlla suñu borom subhanahu wa taala kon ñoo ngi encore une fois di leen jaajëfal bu baax a baax ci ibbeeku bi ngeen may ni exprimer wu seen kanam nga xamante ni néew na nga koy gis ñoo ngi siy jaajëfal bu baax a baax di amaat mbégte kontaante di ñëwaat fii ngir sàmm si kàddu jërëjëf Dukar waaw kon alhamdulilah mbokk yi dégg ngeen Hadj Omar Doucara daanaka ku déglu intervention di nga xam ni kii déglu na waxtaan wi démb waaye tey déglu na waxtaan wi tey te jël na ay notes te loolu c'est très important le fait de prendre des notes d'écrire soit nga jël sa téléphone jël ci note wala nga bind ci këyit say notes c'est important
parce que xam-xam yi leen di joxe dañ koy gëstu ba tas waaw mais lépp yiw la yàlla ñu yàlla boole dimbali donc soo dégloo waxtaanam ak intervention di nga xam ni thème bi intéressé na ko lool am na yum soulevé nag lu mel ni xale yi léegi phénomène bu bees boobu nga xamante ni kucc ko rek wuti sa appartement ak yeneen point yi nga xamante ni soulevé na ko ci bëggu wéetaay ak bëggu xamal lan te lépp. asalaamaaleykum seen musiba rek la waaw bismillah Cheikh Makhtar suñu paree ñu soog a àggale ak Omar Cheikh Makhtar bismillah. ñëpp a ngi lay dégg. salaamaaleykum Ndiéguène. Cheikh Makhtar ñu ngi ziara. waaw naa ni dina doy waar sax ci caméra beeg yooyu ndax allo Ndiéguène. waaw ñëpp a ngi lay déglu bismillah. ñu ngi ziara salaamaaleykum. jërëjëf donc waaleykum salaam bismillah. sant yàlla bu baax vraiment di ñaan yàlla lu ñu si wax rek yàlla barkeel ko ci si ndox bi sallallahu alayhi wasallam ndax dina xaw a def tuuti ak wàllu connexion beeg ñu ni mel dañoo ne ni sax ci yàlla seetla na ko ci mbedd bi di dox pour réseau bi gën a tane waaw xam naa ni bëri na ay ponk yoo xam ne bëggoon nañu ko partager ak adduna bi li ci njëkk doon nañu neex loolu ñu daal di wax ci par rapport ak séjour bi nga xam ne nii def nga Sénégal séjour bu riche nekkoon emploi de temps bu changé waaye lépp rek jëmoon ci yaatal li nga xam ne nii mooy kàddu gi yàlla gi ba fépp fu mu ndeef nekk rek kàddu gi yàlla gi fekk ko foofu waaye nag comme niñ ko gisee yëf yi dafa mel ni lu xaw a doy waar tuuti comme nag jotaay yi du jeex incha allah dañuy rek fas yéene barkeelu ci jàng ci saison yi nga xam ni teel ñu nekk te ñu den allo sëriñ bi. waaw bismillah Makhtar yow la ñëpp di déglu. waaw ñëpp a ngi lay déglu aussi. waaw alhamdulilah kon juste rek tey dafa mel ni ba tey yaa ngi ci saison lu jëm ci wàllu mariage yi nga xam ne moom lañ jagleel mariage juste rek pour rappeler bu baax xam nañ ni sax mbokk yi xam nañ ko parce que gis nañ importance capitale bi nga xam ne nii mbokk yëpp jox nañ ko liggéey bi nga xam ne moom lañ ko te loolu preuve yi mu ngi ci nekk parce que fu gis nombre de vie yi nga xam ne direct bi saison mariage bi ñu koy am ak nombre de partage yi nga xam ne nit ñi yàkkamti woon nañu waxtaanu leen lii waaw donc loolu di benn bi topp tamit mooy tey ci li nga wax parce que da nga wax ci relation à distance wax tamit ci li ñuy tuddee foowee sa awa relation à distance bi jotuma ko déglu bu baax parce que dafa fekkoon sama réseau bi stable woon noonu waaye lenn rek benn exemple te dégg naa ko ci say wax bokk na ci li nga xam ne nii soo dundee relation à distance topp sa bakken mën na la jural ay fitna allo sëriñ bi. yow rek la ñuy déglu. waaw yow la ñëpp di déglu. waaw ndax am na yu bëri yu xew ci réew mi tuuse na àdduna bi yëpp mais nag Sénégal la ñuy doon tudd parce que fi lañ nekk dem na sax ba ñu utal ko daanaka benn site boo xam ne nii loolu moo koy dundal. waaw benn site boo xam ne nii surtout site pornographique la. vidéo yi ñuy publier yëpp loolu moo koy dundal relation à distance. te dafa bëri parce que smartphone yi bëri nañu ko utiliser te jànguñu jàng nag jàng analphabète bu 20e siècle wala 18e siècle bokkul ak analphabète bu 21e siècle sama professeur di sa élève di xaalis Ndiogu Mbodj moo ma jàngaloon ni ma l'analphabète mooy ki nga xam ne nii xamul dara amul benn notion ci internet amul benn notion ci kooku nag tey jii su yàlla defee mu am smartphone jëkkëram nekk bitim réew wala sax bu nekk bitim réew mu nekk ci beneen zone boo xam ne jëkkëram nekku fa tey boo toppee sa bànneexu bakken ba gis yenn yi nga xam ne nii dina xew parce que vidéo yeeg statut yeeg yu ni mel soo ko toppee ngi bëgg a bégal sa jëkkër bëri na ñoo xam ne nii ci yoon woowu ci la seen àdduna bépp yàqoo seen sëy sax mën nañ ni fa la yëngatoo ci façon boobu noonu
donc relation à distance nekk na loo xam ne nii lu nu soxla woon nga dugg ci ba pare indi ko nag ak les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que gis nañu malheur yi nga xam ne nii apporté na ko ci sunu société bi parce que gars yi ñu ngi koy exploité négativement d'une façon boo xam ne nii man je me dis que l'État doit être interpellé sur ça parce que ñu ngi yàq ay image yu doomu aadama yoo xam ne même si bu dee ñoom juum nañu wala ni ñu defee noonu mais ñoom it ñu ngi koy exploiter d'une façon boo xam ne nii warul woon demee noonu donc pour wax ni relation à distance mu ngi indi ay fitna ci jamono donc li mu war a waxtaanee la. allo. waaw yow la ñuy déglu yow la ci ñëpp mouvement yi may def nii c'est juste que. damay wutaale kii bu baax waaw. donc foofu loolu mënuñu faa gën a xuus mais comme dañuy njëkkanteeg ñëpp de comme que dañuy njëkkanteeg réseau bi moo tax mais mënoon nañoo gën a xuus sax ci wàllu relation à distance parce que sëñ bi am fa wala am jabar wóor di doxaan loolu tamit am na ñu ci làkkutoo relation à distance am na tamit ñoo xam ne nii ne relation à distance moo jël parce que sax loolu xaw ma ba xam jot nga ko wax wala déet nit ku tukki ban diwee la mariage am légal ci wàllu l'islam mooy maxumbaay mi dem tukki ñaata ban diwee la ñu wax ni mariage am légal na ak ci yenn condition tamit la ñu war a mën a wax ni sëy bi mu ngi dem ba léegi ndax wala dematu parce que am na ci réew yoo xam ni mën naa jël exemple États-Unis boo fa demee boo amul sens loolu mën nga fa def fukki at wala lu teg doog am këyit. wallaahi. waaw loolu ay paramètres la yoo xam ne ni ça demande des éclaircissements. des explications te loolu yaakaar naa ci école Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. waaw donc damay jàll ci beneen bi parce que comme ni ma la ko waxee yëf yi moo kii te bëgg naa bàkke bu baax namm naa jotaay bi. di profité tamit di ndokkale bu baax suñu mbokk yi nga xam ne ñooy jote intervenir xaaj Boubacar Ndiéguène mbokk yi Mamalaaji bi Londres xaaj bu Kaara mbokk yëpp waaw mu Aminta Faye ñoom ñëpp seen commentaire yooyu daw na yee wóor na àdduna ak soxna ci Adja Faye Cissé macha allah waaw loolu it naa la ci jotal ndax tey rek am na ku ma posé question via sama statut yi bi ma ko posté mu ni ma ba xam waaw ku tas ñaari yoon léegi nan lay mën a defaat pour sëy boobu daganaat ci entre ñaari jullit yooyu loolu tamit question la boo xam ni sëñ bi jotoon naa ko maa kii am na yeneen sax yu kii mais di fi dafa xat donc ñaari question ngoog yoo xam ni ma bàyyi naa la ko foofu noonu léegi mu nekk ci wàllu li nga xam ne ni moom la ñuy wax fooyee sa bopp te ñu jël si exemple masturbation waaw man j'ai eu l'occasion à parler à échanger avec certains frères waaw am na sax ñu ma ci joxoon ay informations yu précises et nettes que ni même scientifiquement c'est pas recommandé parce que dafa bokk ci liy nasaxal liy daaneel li nga xam ne nii mooy croissance dëkk mooy bi maanaam li mu bëgg wax mooy avenir société parce que yow miy def masturbation di ci dem sa bànneex léegi am na benn degré boo xam ne nii ci genre ki lañ koy wax lu ma ko mën a tuddee am na daal benn neex-neex buy jógee ci loxo buy jëm sa awa loolu am na benn niveau boo xam ne nii soo ko ci atteindre jigéen mënatu laa satisfaire effectivement kon loolu moom su xasee am ci yow bu fekkoon am nga jëkkër am nga jabar te jabar moom sëy boobu moom alku na moom ñaaraay am di muñ ba di muñ jaamu yàlla wala bu oyofee day gën di taxawaalu su loolu lépp amul yow it moom sa sëy njaboot doot ci am te tamit njaboot ragal naa ni lu nu soxla ci société la waaw donc masturbation waxuma sax diine mais scientifiquement rek c'est pas recommandé waaw ci wàllu woowu nga xam ni loxo am na benn dangar waaw kay dangar sax la ma waa ji waxoon mu ne ma am na dangar buy jógee ci loxo waaw am na fooy àgg ak moom mënatoo am yëg Xaj Maxtaar yaa ngi woon ci point yu am solo de laa ilaha ndeysaan ni ma la ko waxee réseau bi moo xaw a doy waar te waaw kii nañu lu bëri tënkoon nañu lu bëri ngir ñëw bokk koog waa àdduna mais nag xam naa ni du ñàkk ci yeneen live Facebook yi dañ ci dëkkal ñoom waaw
dinañ ci digal ñoom bu baax incha allah ci ñetti thèmes yu wees yëpp waaw ak juróom-ñaari point yi nga xam ni juróom-ñaari caar yi nga xam ni Maam Alaaji jox na ko jamono waaw am nga sànq dégg naa la ci wax nga ni masturbation bu dul sax li ko l'islam dàq wala nga ni waaw nga ni masturbation bàkkaar la ndax loo xam ne nii bàkkaar mooy loo xam ne bu ñu la ci fekkee nga wus wala bëggoo kenn fekk la ci xamal loolu bàkkaar la daf maa delloowaat ci Maam Alaaji Mouhamed Ndieguene radiyallaahu taala anhu boo wax di wéy ja naan fooy bañ dee fekk la bu fa dee ba fa nekk waaw loolu waxam yooyu tamit dafay dikkaat ba tey sëñ bi daal mu ngi noonu kontaan lañ def bëgg comme niñ la ko waxee yëf yi moo doy waar xam naa ni fan yi réseau bi daa xamul neex ci suñu zone bi waaw mais nag tënkoon nañu waaw lu baax a baax mais nag comme niñ tàmbalee ñu doog a wax luñ ci wax mu néew mu bëri mu leer ak mu ñàkkale yàlla na yàlla barkeel ko mottali ci sa yéene ndax sa yéene bi moo am solo donc lu ci jub tamit comme li mbokk nga xaaj xamoo du kaa waxee yow mi ko ubbi la lu ci dëng ñu xam ni waa ji doon wax la moo mënut moo xamul moo sellul moo baaxul moo jubul sëñ bi kon kàddu yi mu ngi noonu waaw kay Hadj Makhtar jërëjëf intervention bi am na solo lool xam nga poñ bu njëkk bi nga njëkk a laaj mooy Seydina Omar ibnul Xataab radiyallahu anhu moom moo lijjanti kaa boobu moo bi l'islam commencé di génn di jóge ci madinatul munawwara ak makkata di tasaaroo ci àdduna mooy expansion islamique yi waaw jullit yu bëri dañ daan dem di guerre ji dem ay campagne pendant ay weer ay at ci la woo jigéen ñi war l'islam diine de concertation la problème du amee dañoo war am courage yu toog étudier ko problème bu mënti doon mooy li ñuy def nii rek affaire u plaisir affaire u mariage affaire u tas affaire u sëy affaire u yii ñuy wax yëpp mais dañoo war am courage toog étudier ko ndax l'islam noonu la mus a doxee Seydina Omar ibnul Xataab bi lii amee tamit noonu la def dafa woote woo jigéen ñi laaj leen waaw laaj bi mu laajee ci la dajalee ba xam ne jigéen ñi la plupart wax ko ne ko wax Seydina Omar ne ko jigéen daal muñ bu normal 6 mois am la 6 mois la dégg nga wax ci muñ bu normal 6 mois la leneen lu jéggi 6 mois rek muñu ñàkk pexe la léegi nag à partir de ce moment nag ci la exiger ne militaire bu demati di guerre ji doo amee juróom benn weer da ngay ñëw yeneen militaire dem relever la d'accord dégg nga wax ci ok mu ngoog léegi nag li ci des nag intérêt personnel la xam nga yow dofoo yow xam nga ni kii yaa ngi bëgg ñu may la ko te moo nga Amérique te amagul kayit xam nga dina toog 10 ans wala 9 ans du ñëw wala lu ko ëpp sax wala kii ñoo ngi la koy may te moo ngi waaj a tukki te fi muy dem wóor leen bala mu fa am kayit dina fa am 6 ans yow xam nga ko léegi nag si tu es prêt bokk yaag say yaay yaag say wéyjur pour attendre temps boobu yëpp kooku yow la engagé su ko defee nag léegi su demee ba am ay yeneen situation yoo xamante ni xaar bi yàgg na ba nit ki mënatul xaar mais dañuy dem ña nga xamante ni ñoo ko may woon ñu dajaloon ñu toogaat ñu tas sëy bi loolu nag ça dépend ci way dencante yi ñoom ñooy waxtaan ci loolu bu juboo ca ñu tàggoo comme ni ko yàlla waxee fa imsaakum bi maarufin aw tasrixum bi ihsaanin mu jeex tàkk jàpp ci rafetal wala nga bàyyi ci rafetal ok léegi point bi nga doon laaj kooku tamit dafa laaj yaakaar naa ay directive boppam spécial ci affaire u divorce pourquoi parce que am na loo xamante ni du ay xalaat ak ay explication mais lu ne fang la ci alquran wax naa la ne doo demee ci suratul baqara da nga fa fekk sama borom ne at-talaaqu marrataani at-talaaqu divorce marrataani ñaar yoon kese la waaw fase bu wóor ñaar la léegi nag su xasee ba àgg ci ñett nag mbokk mi il faut que ñu am loolu ñuy wax baada zawji moom la ñuy wax ñun baada zawaaj lañ koy wax ñun nag moom la ñuy wax baara zawji wolof moom la ñu baare zawji mooy lan ku jigéen ki fase nga ko fasewaat ko ñetteelu fase du amee
léegi il faut que beneen góor takk ko ba sëy ak moom mariage bu ñu consommé lay doon il faut que beneen góor takk ko ba sëyaat ak moom ba fase ko nga soog ko mën a takkaat sinon kooku xaraam na la ok loolu yaakaar naa joué nañ ci ay film ak ay théâtre ak ay lu nekk pour ñu xam ko mooy baara sëw ji mooy baada zawaaji mooy bala ngaa mën a sëyaat ak ndaw si dafa fekk beneen góor takk ko ba sëy ak moom mooy mariage consommé moo ngoog loolu moo tax d'accord moo tax yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne abgadul xalaali ilallahi mu ne at-talaaqu mu ne yàlla yi mu daganal yëpp bi mu ci gën a bañ moom yàlla yi mu daganal yëpp bi mu ci gën a bañ nee na moom mooy fase waaw fase baaxul mooy sëy bu tas waaw xam nga lu tax loolu moo tax l'islam di tere sax ngiñal passé mooy ay maanu pala baaxul ki nga sama maam balaa ñu xamante ne man bi ma demee ba ci biir ba jàng ay fiq ak jàng yu bëri ci lay soo comprendre sama maam ku bañoon tas la maamalaaji waaw lu sëy garaaw mu ne nañ jéem a defar rek waaw tas nag dina am waaye nag mu ne nañ jéem a defar rek waaw ñu ne ko lu tax mu ne sëy bu tas buntub njaaloo la bu ubbeeku xoolal loolu te gis nga moom ndekete bi muy wax buntub njaaloo bu ubbeeku la ndekete dégg-dégg bi mu ci njëkk am mooy lan njaaloo boobu muy junj xam nga lan la mooy njaaloo ñaar ñi tas parce que dañoo xamante miinante bëggante yàgg ku góor ki xam na faiblesse ku jigéen ki xam na faiblesse ku góor ki xam na fi mu koy jaar mais ñooñu sëñ bi pour ñu lijjanti seen bopp dafay gaaw budul loolu tamit ñoom ñaar suñu njaaloowul tamit suñu dajee geneen góor gu leen di fàttali bu dee ku góor ki dafa gis jigéen di koy fàttali jabaram mën na njaaloog moom ku jigéen ki tamit du gisee góor gu koy fàttali jëkkëram day njaaloog moom moo tax affaire tas moo tax yooyu kenn du ko foowe ay fase naa la ak ay ñaan baat ak ay yu demee noonu yooyu wóorul waaw moo tax moo ngoog def attention daal ba yooyu bañ a am daal moom moo gën waaw donc yooyu mooy question yi fi wàccoon Cheikh Omar Doucara tamit am na yu fi wax sëñ Makhtar bu dee am nga loo ci dolli wala leneen looy laaj tamit ñoo ngi lay déglu incha allahu taala. incha allah macha allah sëñ bi leer na lool yaa ngi koy wax parce que am na ci yu bëri yoo xam ne nii dëgg la jamono joué nañ ko ay te nañ ko bind nañ ko posé gars yi waxtaan nañ ko sax mais dafa am ay points yoo tàmbale ci saison bi te points yooyu ñu yàgg waxtaanee la mais nag façon bi nga ko démontré ak éclaircissement yi nga xam ne apporté nga ko ci moo tax bëri na ci mbokk yoo xam ne nii doylootuñu tegtal boobu nga xam ne nii jotoon nañ ko ci parce que loolu moom xam naa ne dañ ci waxtaanaat wala ñu laajaat ñu digal après soo duggee waaw parce que bëri na ci ay mbir yoo xam ne nii indi nga ko waaw mais nag comme ni nga ko mën a waxtee waaw assistance bi yëngatu na sëñ bi waaw loolu dafa xaw a waaw nu ko mën a waxtee j'ai pas les mots te xam naa ni sama xel daal loolu la gën a nangu mooy ma concerté wu ci ak yow après su ko defee ñu exposé waat ko ci pénc bi waaw mais daal benn problème gars yi waaw seen naa leen ñu ne ñu baax dugg lu baax di moytu nekk yoo xam ne daal nangu waaw te xam naa ni loolu lii rek la bakken kese la donc dina laajaat leer na nañ mais nag dina laajaat ñoo dellusiwaat ci àdduna gën a mën a jariñoo loolu waaye daal sëñ bi ñu ngi lay seedeel ni àdduna bi kontaan nañu ci li nga xam ne nii yaa ngi koy waxtaanee waaw yàlla loolu moom ñu ngi la koy seedeel waaw démb yaa ngi wax ko jàngale Mame El Hadji waaw non violence bi nga xam ni Mame El Hadji condamné na ko ci diggante ci sëy xam nga dafa nekk ay thèmes yoo xam ni l'islam bi dafa dem ba société bi dafa dem ba l'islam bi dafa dem ba dafa mel ni amul solution ci loolu les occidentaux par seen ONG yi
par ci njàng mi ñoom ñu mel ni ñoo apporter solution te c'est faux. xam nga moo tax waxtaan wi daanaka man sax thème buñ ci dugg dama bëgg ñu génn ci parce que dafay am fu may bëgg message bi àgg fa. xam nga tey boo gisee ni sallallahu alayhi wa sallam comme daam ne li nga xam ni mooy violence góor yàlla mi gaa yi baax yi nga xam ni ñoo ko doon suuloom taxawoo ko waxee ko noonu mais tey soo gisee gaa yi taxaw di waxee nii par rapport ak ay violence ak considération ci femme da ngay xam ni ñoom dañoo bëgg a nax. waaw parce que ñoom ba tey apporté wuñu solution ñoom dañoo làqatu ci ginnaaw enseignement wu sallallahu alayhi wa sallam yi pour def lu mel ni ay naaw kii nu mu ko mën a waxee mel ni ko awandir angle yi léegi nag awandir angle yi li tax mu mel ni lu jàll dañoo xool nit ñi li ñu bëgg parce que Maxu Mbaay mi am na yoo wax ni daganul te daganul parce que soo ko waxee xam nañu daganul ndax waxee woo sa bakkan mais am na beneen kii waaw kay loolu ëppoon naa ma bañ cee dugg sëñ bi moo ma indi. xam nga ku wax réseaux sociaux wax partage wax vue te dafa bëri ay sëriñ ak ay ustaas yoo xam ni loolu pièce boobu tubaab bi da ko cee jàpp. yow adduna bi yëpp xam nañ ni wax dëgg yàlla lu mu néew gis nañ sa direct bi wax ëpp ko njariñ waaye sa direct bi gën a baax sooy xool daanaka moo nekk direct bi ñu gën a ñàkk siiwul waaw waxuma sax loolu mais condition yi ngay defee say direct rek ku ko gis dina xam ni kii day def ngir yàlla. te ñun sa taay ñun ñu la gëm bëgg la sopp la wax dëgg yàlla suñu sañoon sax direct yi du amee nii buñu sañoon mu gën a neex gën a xaw mu gën a gàtt parce que am na luñ ci bëgg a dabu. mais nekkate nag foofu la pièce bi nekk pièce bi mu ngi nekk ci nombre de vues yi nekk YouTube loolu daanaka moo jàpp gaa yi. parce que lu tax ma wax loolu am na loo xam ne soo koy wax gaa yi du la déglu moom. wala bu ñu lay déglu tamit duñ la topp jamais. wala tamit looy gën di dem ful bi gën di wàññeeku parce que loolu moom loolu la yàlla dogal. waaw loolu la yàlla dogal. arrangé wu leen. waaw arrangé wu leen. léegi nag foofu nag dafa am benn pièce bu doy waa sëñ bi boo xam ne moo fa nekk. gars yi ñu ngi parce que daganuluñ mais ñu ngi arrondir angle yi de telle sorte boo xam ne nii yow doo bàyyi. parce que. soo taxawee nga ni l'islam bi nangul na la yow mi am sa soxna ak sa boom kër nangul na la lépp loo xam ne jëm na ci wàllu jëflante ngir dab bànneexu sa boom kër wala sa jigéen. bu dee 100% 97% am na 3% yoo xam ne nii dañ nga ko interdit. waajee ngi taxaw fee daan ni sa waay lépp lu nit mën a def ba dagan ba laal xolu jëkkëram dagan na. dëgg la. te tegu ko fenn de. moom fi mu ko teg mooy. public bi koy topp. waaw ñu ne diw ustaas bi gërëyee la. waaw mooy yow léegi statut yi rek am na ci soxna yoo xam ni waxatuñu statut lañ lay gaaral parce que am nañ seen i extrait vidéo yu baax yoo xam ni daanaka mat na 50 extrait lu ñu bëgg a lijjanti boobu la ñuy jël lijjantee ko. dëgg la. waaw te wax nañ ko. fii moo xam ne nii yow sa xel ngay waxee ak sa xol. loolu des fois day indi fi donc loolu tamit importance bi. Maxtaar bala ngay dem. dama ne am na ci benn cas buñ ma ci nettali ci lu mel noonu xam nga. dañuy toog da par exemple amul fenn fu yàlla waxee ni cigarette dafa aram ci alxuraan ñun la amul fenn fu yàlla teree ci alxuraan masturbation am na ci nee nañ ma am na ci benn borom xam-xam bu mag bu ñu respecté toog na ci mbooloo moo xamante ni la fa nekkoon wax na juróomi téeméeri nit nee na mu défier ña fa toog ñëpp ne leen kan moo mën a indi fii benn aaya bu yàlla teree góor guy sëy ak jabaram ci ginnaaw nii su ko defee nee na daanaka mongok comme nit ñi lu bon la ñu bëgg daanaka dañ ko xaw a sax tàccu te kenn jugul weddi ko mais xam nga loolu moom laa leen di wax man leen li ci ëpp ñi ngeen di gis ñuy wax façon yooyu yëpp dama leen dañoo am problème personnel loolu doo jàngul psychologie mënoo koo xam xam psychologie doo ko xam gis nga ñooñu dañoo feebar li ci ëpp ay góor jigéen yuy làqatu lañu
maa la ko wax de. dëgg la ay góor jigéen yu sëñ làkkatu bi lañu même sëñ bu dee bi ay doguma la ustaas lañu wala yeneen problème la ñu am ils ont des problèmes psychologiques dans leur tête mais loolu mais yow kañ bu dee loolu la demal def kook sa jabar demal wax kook seen waa kër demal def kook say mbokk te bàyyi nit ñi mais loolu dëgg la yow loolu waxuma la benn aay mais alxuraan yëpp loolu rek lay tere xanaa lu mu bon xanaa jàng kañ histoire u Luut dëgg la yonent yàlla Luut kañ jàng ko dëgg la Sodome et Gomorrhe xanaa jàng ko waaye yow dëgg sëñ la bi loolu waaw àggaleel Maxtaar àggaleel ñoo ngi lay dégg de dëgg la dëgg la xam nga sëñ bi yëf yi dafa doy waar moom laa lay wax daanaka waaw mais bon parce que ñun la dafa am tamit lu xew waaw yëf yi saay parce que yëf yi nu ne la lay dikkee nu ne la lay dikkee parce que benn bi moom tontu nga ko nee nga kenn mës ta jàngal nit nàmp donc y a des choses yoo xam ne ci doomu aadama la nekk mais dafa am dafa mooy li nga xam ni moom la ñuy wax impuissance sexuelle xam nga impuissance sexuelle bon scientifiquement soo xamul mën nga confondre impuissance sexuelle ak xaw ma nu mu ko mën a waxatee kii nga xam ne nii góor bi nekk jànq parce que loolu sax léegi daanaka ndamootuñ ko mais man je me dis que lu ñu woon di ndamoo la waaw virginité rek léegi yow nga nekk jeune di doye di waaw di waaw nekk jeune di Xaaj Maxtaar ngoog sama gaynde gi ubbi na fi buntu yu garaaw laa ilaaha illallah joxe na fi niveau xalaat bu garaaw je crois que mbokk yi dinañ réfléchir bu baax ci wax yi Xaaj Maxtaar wax dinañ ci réfléchir bu baax waaw xam nga yooyu ay wax la yu garaaw yoo xamante ni léegi gars yi dañuy profité rek waaw wut buzz pour wax ñu ne oustaz diw mu ëpp fit moom mooy ñemee wax li kenn ñemee too wax di wax luy arrangé nit ñi mooy katu yàlla yëpp jug ànd ak yow xam nga mais loolu yow wax naa ko bis li rabiatul adawiya doon wax walaytaka taxlu wal xayaatu mariratun walaytaka tarda wal anaamu xidaabu merum yàlla sëñ bi loo ko war a jëndee ci kaw suuf ci kontaanu nit ñeeg ak ñu naan diw aay naag diw oustaz bu taxaw laak te yow yàlla fekk jéppi na la bu yàgg léegi ni sama gan gi ma fi amoon Cheikh Safwan Toulaali sama mbokk moomu ndeysaan loolu la ma doon wax ne ma am na loo xamante ne ku ko def su ëllëgee doo dajeeg yàlla looy wax soo dajeeg yàlla looy wax xam nga ni borom xam-xam su toogee di wax naan amul fenn fu yàlla wax ne sëy sa soxna ci ginnaaw dafa xaraam yow lu xamante ni yow bëy yi sax duñ ko def yow animaux yi sax rus nañ ko def animaux yi sax rus nañ ko def yow nga loolu loo ci expliquer sax lu ci jar aaya ak hadis kon mbokk yi yëf yaa ngoog yàlla nañu yàlla boole dimbali yàlla nañu yàlla boole jàppale yàlla nañu yàlla boole sutura yàlla nañu yàlla yëkkati yàlla nañu yàlla jox suñu càkkutéef bi jaay Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moo nga xanaa ma lire intervention sama jarbaat Haja Faya ñu soog a ñaan nee na là je pense que c'est parce qu'on a dénaturalisé les principes de l'islam. Tout est problème d'interprétation. Et ça pose un réel problème de nos jours. Et c'est source de désarroi, de méconnaissance, de méfiance à notre niveau, à l'égard de la jeunesse. Et ceux qui veulent embrasser la religion musulmane, Masha'Allah, Makhtar. Oui, l'intervention de Makhtar Mbaye est d'une richesse incommensurable. Man maa la ko wax
waaw xalaat yu garaaw lu ubbi te xam naa ni du ñàkk sax kooku dañ ciy def yeneen direct ba gën ko leeral parce que am na ci yoo xamante ni mais interprétation li ñuy wax ne l'information est sacrée c'est l'interprétation qui est libre mais cette liberté-là ne veut pas dire aussi dire ce que l'on veut comme on le veut quand on le veut à sa guise comme on le sent déedéet lépp interprétation bi dafa war toujours nekk loo xamante ni day conformer wu ak la base de l'information la source de l'information l'essentiel de l'information le substrat de l'information la sève de l'information loolu dafa am solo waaye topp ay interprétation wala di adapté wu wala bëgg rek ñu ne ah diw kat ci diine nangam diw moo dégg nangam diw mooy ustaazu jamono diw mooy non loolu ku ko ci topp tamit su ëllëgee da nga dugg ci problème boo xamante ni si yàgg sa borom la kenn du la ca wéttali gis nga nit ñi jaruñu ko 1000 francs yi lay jox ak 5 euros yi lay jox ak xaalis yi lay jox ak tagg yi lay joxal ak commentaires yi lay defal ci Facebook dara jaru ko adduna bi yëpp ànd ak yow kontaan ci yow fekk yàlla jéppi na la malaayika yi jéppi nañ la yonent yi jéppi nañ la ngay dund ci l'islam yaakaar ne yaa ngi liggéey l'islam gaañ nga sa bopp te da ngay réeral nit ñi xam nga kooku wax naa ko ma ne ko jotaay bu toll noonu 5 téeméeri nit nekk fa lu ëpp 2 téeméeri jigéen 3 téeméeri jigéen 4 téeméeri jigéen loolu kenn waroon naa sacrifier boppam ngir l'islam weddi ko ba mu set jël téere yàlla bi teg ko ci kanamam jàng alxuraan ba mu xam ni loolu bëy yi sax duñ ko def waaye soo ko waxee ñu ne ah diwkat dafa bañ nangam diwkat daf ko iñaane diwkat dafa nangam bala ba kañ ba fan ah yëf yaa ngoog kon yàlla nañu yàlla boole dimbali yàlla nañu yàlla jàppale yàlla nañu yàlla dolli sutura Hadja Faya sa intervention am na solo Maxtaar niveau bi kawe na Omar Doukaara yow it soulevé nga fi point yoo xamante ni kenn xamul nan lañ ko mën a sax exploiter mën koo jariñoo yàlla na yàlla fay la yiw yaa ak sa mbokk yi nga xamante ni yëpp ñoo ngi dugg ak ñi bëggoon a dugg donc bu ñu dara tax billahi ñu wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kaanu mu'minin loolu yàlla wax ci alquran waaw su desee lu dul mbégte ak ngërëm nañ wut ngërëmul yàlla mbégte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw neexal nit ñi ak di gëryeelu bu mu tax ñu dugg ci leen man léeg-léeg nit laaj ma dara man la xamuma ko fayoo ma tu me payes pas pour que je te réponde léeg-léeg nit laaj ma dara man la du noonu fayoo ma waaw danga may laaj ngir yàlla ma tontu la ngir yàlla te yow du yaay conditionné samay tontu li may tontu te mu ko tibbee ci yàlla baa ma tibbale ko ci yonent bi baa ma tibbee ci yàlla ak yonent bi su ma xamul lii man la xaw ma ca dara dem sama yoon parce que ku wéet ak sa bàmmeel waaw moo tax nit ñi nag am leen fulla ci seen diine dem leen gëstu ji ko ngeen jàng ko te am na ñoo xamante ni bu leen déglu ay caaxaankat lañu dañuy fo yi ñuy wax teguñu ko fenn xel sax nangu ko xale bi gën a tuuti niveau ci diine doo ko laajee mu wax leen lii ay caaxaan la kon nag yooyu bu leen ko topp bu leen nangu kenn dugal leen ci yàlla nañu yàlla boole dimbali incha allah duñu yàlla dimbali bu subaa dinañ ñëw ci yeneen point ci wàllu mariage yoo xamante ne dina tax ñu gën a xam fi ñuy tegu suñu tànk yal nañu yàlla boole dimbali bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoo ngi leen di ñaanal guddig àjjuma ak jàmm may leen jullig àjjuma ak jàmm hadratul ma ak juma ak jàmm ñaanal leen yàlla li yàlla digee ci guddig àjjuma ji ci ay xéewal ak leer ak teraanga yàlla nañu ko yàlla defal sunu jëf yi dañ koy yóbbul yonent bi tey macha allah sunuy jëf yàlla na ko yonent bi xool te kontaan ca te yàlla ñu jéggulul yàlla baal ñu ku yonent bi jéggulul yàlla jéggal na la yàlla ñu yàlla boole jéggale suñu wéyjur yi jiitu yàlla na yàlla yërëm leen yokk seeni leer tas ñu seeni barke suñu wéyjur yi dund yàlla na yàlla may leen jàmm may leen xéewal may leen sutura may leen teraanga suñu mbokk yi nekk ci réew mi ak bitim réew nekk ci ay jaaxle ki tiis amuñu fuñ dem amuñu fuñ jaaxle amuñu fu ñu jooytoo jaaxle yàlla na yàlla teggi seeni tiis teggi seeni jaaxle suñu njaboot yi yàlla jubal leen gindi leen ñi juddoogul sax yàlla na yàlla jubal leen gindi leen def ci seen dënn mbootu ihdina siratal mustaqim bi jaay Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam étudiants yi yal na yàlla jàppale leen ñu am seen i thèse am seen i diplôme am seen i brevet am seen i liggéey am seen i barke yàlla barkeel seen i yëngatu ñi yëngatu di liggéey yal na yàlla barkeel seen i liggéey kenn ku ci nekk ñi nekk ci jaaxle nekk ci tiis yal na yàlla dimbali leen ñi nekk ci sedd bi nekk ci mbedd bi taw bi seen kaw sedd bi sedd seen kaw yal na yàlla fekk leen foofu yërmandeem ak ndimbalam ak jàpp leen bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kilifa yëpp ñoo ngi leen di ziara ñi ñuy suivre à travers le monde ci ay sëriñ ci ay borom xam-xam ci ay nitu yàlla ci ay sëriñ ci ay borom xam-xam ay nitu yàlla
ci ay sëriñ ay borom xam-xam ay nit yàlla ci nit ñu baax ci ñu wut ñu gëstu xam-xam ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla jàmm ak xéewal ak sutura ak teraanga wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah